jaajëfal di leen dalal ak jàmm ci émission bi ngeen tànnal seen bopp muy diine ak jamono alxames bu jot ci waxtu wile ñu ànd di waxtaane actualité mu réewum Sénégal mi la ñu bokk tey jii nag ñu tànn nar a waxtaane sujet bu am solo muy ab xeex boo xam ne yenn ci doomu sénégalais yi ñu bari ci ñoom sumb nañ ko jëmale ko ci liñ tuddee ngóor jigéen ne bëgguñu ko dégg ci seen réewum Sénégal mi la ci jamono joojule la ñu gis fii ci Tëngéej ay xale yu fa doon def li ñu tuddee examen blanc sujet yéen leen joxoon nag mu am daal boo ci xam ne ñu bari dañoo jàpp ne te doon def promotion li ñu tuddee am góor jigéen ñu bari nag daal di wax ne li ñu bëgg mooy jaar ci école bi nga xam ne moom moo gën a nekk xëy na la maillon faible pour imposer wala bokk miinal sénégalais ab góor jigéen ñeneen ñi ne déedéet ab erreur la rek boo xam ne mën nañ koo corriger daal di jàll ci leneen ci lu mu gën a gaawee lan moo waral sujet boobu la ñu waxtaane ko ca Tëngéej xeexum góor jigéen ci réewum Sénégal fan la ci jëm waaye tamit profito ci waxtaane li tubaab bi tuddee contenu li nga xam ne moom la ñuy jàngale suñu xale yi ak ña leen ko war a jàngal lii lañ nar a waxtaane tey ci seen émission diine ak jamono ñu am mbégte lool di ci dalal ay kàngam yu seen xam-xam màcc ci wàllu woowule bokk na ci El Hadj Malick Youm El Hadj Malick Youm mooy secrétaire général adjoint kuréelu jàngalekat bi sawru seen jiite te tuddee ko SAEMS El Hadj Malick maa ngi lay nuyu di la dalal. voilà Moustapha ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu suñu co-débatteurs yi di nuyu imam yi ma wër di nuyu tamit monsieur Moreau nga xam ne daje woon nañ fi temps yi passé ci benn émission bu am solo bu ñu fi defoon tamit lépp jëm ci wàllu ni ñuy ñoŋale rek suñu système éducatif di nuyu tamit téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo taamu Walfadjri tey saluer encore une fois concept émission parce que bu ñu nee diine ak jamono sa xel day dal maanaam lu jamono dox buñ ko tegul ci cëslaayu diine day mel ni dañuy réer moo tax émission yi dem nii day am solo parce que day mel ni rek dañuy dox ci tànk yi nga xam ne moom la fi ay nit yu nga xam ne ay nitu diine la yàgg dox muy ku demee ni benn philosophe boo xam man philosophe laa ko jàppe muy sunu maam Al Maktoum pour doxalin wi nga xam ne dafa yàgg indi lu leer pour gindi askan wi ak beneen maam bu ñu am boo xam sax man ak moom mën naa ñoo bokk dëkk muy maam Ibou Sakho ñaar ñooñu dafa mel ni boo leen di déglu daal di nga xam ne di nga mën a gindeeku ci lënt jamono. alors boo deful ndànk rek di nga dégg citation wu Al Maktoum yu bëree bëri ci émission bi. incha allah dafa am kenn suñu gën yoo xam ne. incha allah moom c'est un inconditionnel de Al Maktoum. xam naa di nga ko sentir léegi ci biir waxtaan bi. incha allah alors keneen ku ñu dalal tamit bokk na ci muy Élie Charles Moreau gëstukat bindkat di gëstu ci société Sénégal bi la ni muy doxee Élie Charles maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Moustapha di profiter ci occasion bi. pour ziar sénégalais ak sénégalaises yëpp ñu nekk Sénégal comme ñu nekk bitim réew di leen wax déwénati di leen massawu par rapport aux situations qu'ils vivent au jour le jour 365 jours sur 365 di am mbégte nag ñëw di nekk jamono parce que damay faral di dégg ay nit si mbedd ñu wax gëj na la gis di nekk jamono ba yaakaar ni fi nekk c'est une marque déposée finalement c'est toute une fierté déjà de revenir se revoir inchallah suñu ay gars tamit bokk na ci Adama Mboup mi ngi bokk ci kuréel ga xam ne daanaka Sénégal yëpp xam nañ ko léegi kenn umpale wu ko muy ànd sàmm jikko yi Adama ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci diine ak jamono. salaamaaleykum sëñ Moustapha maa ngi lay ziar di njëkkee sunu kàddu ci sant sunu borom mi nga xam ne xéwal bu waaye am moom dong moo la ko may. di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu ñu ñu seqal plateau bi nga xam ni ràññee nañ leen bu baax ci seen xam-xam. waaye di nuyu waa Walfadjri ak bépp téléspectateur. am mbégte di dalalaat imam Mohamed Sakho doomub Sénégal la di jiite foofule ca New York ci réew Amérique foofu la sax da jàngalekat la fa boole ca la nga xam ne mooy titre imam boobule sëñ Mohamed maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim wa radiya allahu tabaraka wa taala an sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim Haj Moustapha maa ngi lay delloo nuyu di nuyu suñu mbokk yi ñu seqal jotaay bi ak mbokk yu baax yu góor ak yu jigéen yu ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ci biir réew mi mbaa ci bitim réew. jërëjëf alors ci yow sax la ñuy tàmbalee suñu waxtaan imam réewum Sénégal bi xam naa ne ay fan yu néew nga fi amagum bi fi ñëweeg léegi bari na coow loo xam ne mi ngi fi doon am marche ànd sàmm jikko yi sujet d'examen yooyu nga xam ne moom lañ joxe woon foofule ca Tëngéej nga ne ci réew mu mel ne États-Unis comme France ak yeneen yoo xam ne góor jigéen mi ñuy waxtaan ñoom daganal nañ ko ba pare ñoom ñi ngi ci leneen alors ban dégg-dégg wala ban gis-gis ngay am boo nekkee foofule di gis li xew sa réew.
waaw dafa mel ni li ñuy xeex ñun fii ci suñu réew boo demee ci réew yële contraire bi lañ fay xeex. loolu nag njëkkut yegguñu foofu lu dul ne fiñ toll nii mos nañ faa toll waaye jóg bi ñenn ñi jóg la ñu bëri jógutoon. fi Sénégal toll nii réew Amérique tolloon na fa romboon na ko sax ndax booy xool bi ñuy def déclaration droit de l'homme 10 décembre 1948 bi ñuy wax mbiru discrimination ci wàllu xeet mbaa ci wàllu waaso diine ak lumu boolewuñ ci discrimination bu jëm ci wàllu genre wala bu jëm ci wàllu orientation sexuelle ndax ngóor jigéen jamono jooju ci Amérique ak fépp ci àdduna bi dañ ko boole woon ci feebari xel yi dafa bokkoon ci yi ñu classifié woon ci listu maladie mentale yi comme daal ñu ne kii xelam dafa tàggoo problème mental dafa soxla ndimbal loolu nag ni mu nekkee woon Amérique nekkee ko ci Sénégal nekkee ko ci àdduna bi yëpp noonu la amee woon it ci diine yëpp ndax ci diine yahudiyatu ñoom dañoo jàpp ne ak ngóor jigéen ku ca nekk des laa war a rey boo demee ci tawraat saar wu ñuy wax laawi yiin da nga fekk ne képp koo xam ne góor la mbaa jigéen di jëflanteeg moromu góoram mbaa moromu jigéen des ko war a rey ci diine yahudiyatu boo demee ci diine nasraaniyatu it yàlla ba mu ne bu leen réer bu leen njaaloo liste ba bokk na ca na ngeen moytu ngóor jigéen donc diine jooju yàlla daf ko criminaliser ni mu ko criminaliser ci diine yahudiyatu ni nga xamee ne noonu la ko criminaliser it ci diine yi l'islam donte sax bu ñuy wax diine entre guillemets ndax diine benn la yépp l'islam la waaye xëy na shara'i yi muy loi yi ñooy changé waaye loi yi changé nag ngóor jigéen bokkut ci ni nga xamee ne yàlla daf ko xaraamal ci yahudiyatu xaraamal ko ci nasraniyatu muy li ñu tuddee christianisme tey alquran moom dafa fees dell ni ko fa yàlla xaraamale kon ñiy woote criminaliser homosexualité yàlla leen ci jiitu moo ko yàlla leen ci jiitu yàlla dafa xas desal xel yéemu mel ni sax bu doon jaaxle ku jaaxle ci ñiy jëf-jëf yu ataatuuna alfaaxishata ndax da ngeen di dikkee ak ngóor jigéen wa antum te booba yéen tubsiruuna ngeen xam ne lii lu bon la xam nga kiy def lu bon te xamu ko mët naa yedd sax ndax waroon na koo xam kiy def lu bon te bàyyiwu ci xel mët naa yedd ndax sàggan na waaye ki ko xam te xam-xam lu wut ko tubsiruuna la wax qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittabaani ki koy def ba pare xam ne dafa bon ñoom nag romb nañu foofu léegi waaye ma ne yegg si woon nañu fi ñu nekk nii. waaw d'accord parce que da nga wax démb sànq ne Amérique France fi ñu nekk nii ñoom Adama Mbuub yi waa sàmm ji koy génn di xeex ay Sénégalais yu bari ànd ak ñoom bokk na ci xalifa yi ci réew meeg yëpp. nga ne Amérique France tolloon nañ fa. lan moo waral seen sàggante ba ñu dem ci état bu gën a grave boobu mooy criminaliser wul ñoom far légaliser. waaw mooy suñu càggante. ñun rek. budul woon ak mbokk yu baax yi ak ñu mel ni ñoom yee giñ ñi yee ndax seytaane moom ak ay nitam ñu ngi am seen agenda moo su ñoo taxaw ñu ngi koy doxal nag ndànk par ndànk ñi ci bàyyi xel bàyyi ci xel ñi ci bàyyiwul xel ñàkk cee bàyyi xel xam nga Amérique lu jiitu Nations Unies xam nga Nations Unies ba 1990 feebaru xel lañ ko defoon mais Amérique nag moom année 70 yi lañ tàmbali ñoom mbon gu nekk daanaka ñoo cee jiitu léegi nag waxuma la daganal nañ ko fa comme ni nga xamee ne noonu lañ ko sàkkoo ci xeet yi yëpp ndax boo xoolee tey programme loolu la ñuy campagne Nations Unies léegi non seulement dañ leen a war a protéger waaye dañoo war a prévenir nit ñi ba dootuñu xalaat sax di leen gaañ waaye dañoo war a dépénaliser waaye dañ leen a war a boole ci ñi nga xam ne kenn du leen discriminer discrimination boobu nga xam ne ñu ngi ko doon wax mosuñ leen ci tudd léegi ñoom lañ ciy jiital léegi nag boo xoolee Amérique ni nga xamee ne boo waxee dara lu jëm ci Israël rek ñu ne kii antisémite la bu dee sax yow arab nga te arab yi doomi saam la ñoom it waaye loolu dañ koo def pour politique boo xam ne day tax kenn dootul laal ñooñu naka noonu tamit soo waxee dara lu jëm ci wàllu homosexualité ñu ne la homophobe nga xam nga homophobe mooy the fear of homosexuals mooy
homophobe phobie mooy ragal man ak ngóor jigéen ku jë góor gu toll ni yàlla ngeen baal leen ma ci kàddu gi baayam di seq ak moromam kooku lu ñu ragal ci moom kooku koy des koo war a yërëm kooku koy des koo war a dimbali kooku koy des koo war a seexlu waaye léegi xam nga tey suñu gouvernement muy gouvernement Joe Biden ki nga xam ne moo yilif képp kuy dawal avion mbaa nga cay liggéey képp kuy dawal oto mbaa nga cay liggéey képp kuy dawal lumoo lumu muy wàllu transport muy buta jet mooy sa kilifa ñoo am nañu góor jigéen seen gouvernement ministre bi yore wàllu transport góor jigéen la te bokkoon na ci candidat démocrate yi bëggoon a jël réew mi ñoom ak góor jigéen foofu la toll tey jii nii Apple bii nga xam ne yaa ngi ko yore maa ngi ko yore ki ko yilif tey góor jigéen la néew na nga dem ci compagnie am fay ak yaatu fa te fekk bokkuloo ci ñooñu wala ñu mel noonu yilifuñu la ma jox la benn anecdote boo xam ne foofu lay taxaw xam naa ba mbokk yi dikk pour wax la ne la yëf yi fi mu toll ci Amérique ak fu mel noonu dafa am benn dëkk bu xam ne suñu ay mbokk ñoo fa nekk du ma tudd dëkk bi ndax ñi may wax danañ ko xam ci biir Amérique dañoo dem ba ñu bëri pour ñu am kayit dañuy jaaree ci wàllu ngóor jigéen étranger yi ne foofu étranger yu bari yu pour ñu am kayit ci Amérique man nag dama ci am cas boo xam ne dama xam ñum dal kii dafa toll ci diggante bëgg kayit mu dem seeti koo xam ne nii góor jigéen la mu waxtaan ak moom pour ñu sëy arrangement pour mu am kayitam même sax bu dul jigéen bu dul jigéen yàlla nattu ko ba kooko feebar moom mi def loolu feebar ba balaa procédure yi di pare pour muy jot ay kayitam biñ koy jëlee North Carolina la du ma tudd ban dëkk la dëkkul Sénégal sax waaye ñi may wax xam nañ peut-être ban dëkk la dëkk bi nga xamee ne kooku gaañu na ba ñu yóbbu ko aéroport pour delloo ji ko dëkkam bay ñibbisi ci kër gi le green card am mooy li ñuy tuddee carte de séjour am di soog a agsi ci mail bi nga xam ne moom pour wax la ne la moom du ko jëriñoo mais li tax ma indi loolu mooy tey bëri na ci suñu jeunes yi ñoo xam ne ñu ngi dem ci ambassade yi ne góor jigéen lañ ndax dañoo bëgg a tukki bëri na ci foofu ñoo xam ne ñu ngi woote loolu ngir ne dañoo bëgg a tukki benn ñu ngi yàq seen diine ñaar ñu ngi yàq seen image yu réew ñett it mooy wane ne campagne LGBTI bi mi ngi dem ñoom niñ ko bëggee ndax dem nañ ba jàllat bi réalité yi li daloon tey Amérique bañ yegg si fii ñu nit bu ñu taxawut dinañu dal foofu la ñu dal kon nag dañuy saluer ñi nga xam ne ñoo jóg très bien tey suñu mbokk yi nga tudd muy Serigne Mboup ak xalifa généraux yi nga xam ne ci signataire lañ parce que man bokk naa keroog ci manifestation ba maa nga fa woon d'accord ànd defe naa lu ëpp juróom fukki organisation ànd nañ ci seeti xalifa yi ak kilifa yi ci ñeent fukki département ak juróom yu Sénégal yëpp loolu non seulement c'est à saluer mais jàpp naa ne ku nekk ci ñun war nga ci ab d'accord alors Adama bu ma déggee Imam Sakho mu wax ba pare dama naan mission bi ngeen chargé wu ak sénégalais yi ngeen ci àndal mission bu rëy la bu compliqué la mais en même temps da ngay tiit li tax da ngay tiit mooy bu waxee ne fii ñu toll ñun Amérique sànq dinañ wax sax fan lañ jaar ba yombal ko est-ce que ci école lañ jaar wala déet fi ñu toll ñun américains yi tolloon nañ fa fi ñu mujjee mooy dem ba légaliser tey ànd sàmm jikko yi ak ñi ci bokk ñëpp am nañ mission bu rëy mais sénégalais war nañ tiit. waaw mais man jàpp naa ni. sénégalais yi au contraire tey ji seen xel war na dal. waaw ndax mobilisation bu toll noonu. bu wane ni Sénégal à l'unanimité lii dañ koo bañ. muy message bu clair bu fort jëm ci pouvoir yi ci autorités yi. waaye di message bu clair bu fort bu jëm ci ñi nga xam ne les grandes puissances yi nga xam ne ñoo doon def pression. xamal leen ni ça ne va pas passer. defe naa message bi jàll na. waaye dafa am loo xam ni. fekk leeraluñ ko mooy éveil des consciences parce que comme ni mu wax bëri na loo xam ni ñoom lu tax ñu nelawal nit ñi foofu ba réussir ko fa. du majorité bi ñoo ko bëgg de. mais dañ leen nelawal ci ay concept boo xam dañ la koy jox. nga valider ko. fekk ni yow yaa ngi valider sa musiba maanaam yaa ngi leen di jàppale te yëgoo ko. dinañ ñëw ci concept yooyu kay. waaw léegi nag concept yooyu. fekk identifié wuñ ko comme ni nga wax dinañ ci ñëw. du ñu mën a
réussir. d'accord mais da nga wax lu am solo nga ne man dama ne est-ce que waruñu tiit. muy concept genre dina ñëw ci concept genre. dama ne est-ce que waruñu tiit nga ne war nañ mën a dal xel. ndax majorité bi génn nañu manifester. xalifa yi comme ni nga ko wax ànd nañu ak ñoom. pour église bi noonu organisation islamique yi noonu pour dire. de manière simple la société sénégalaise. mais est-ce que bi ngeen defee pétition boobu ba léegi teg ci rassemblement bi ngeen def am na une réponse du pouvoir la majorité parlementaire ak le pouvoir exécutif d'abord par rapport ak li ngeen doon demander est-ce que am na une réaction. waaw moom kay une réponse boo xam ni vraiment c'est général sur ci pan wu société bi yëpp nag. waaw loolu ñun moo ci dalal suñu xel. mooy adhésion bi nga xam ni. les chefs religieux adhéré nañ ko ci combat bi moom kooku ñëpp gis nañ ko à l'unanimité nag. toutes les associations islamiques. mais li ci ëpp solo. aussi encore mooy toute la jeunesse. génn wane ni lii dañ ko bañ. mais ci biir adhésion bi on a même des députés. députés yoo xam pas forcément de l'opposition mais du pouvoir parce que tamit on est un pays à majorité écrasante de croyants. mais foofu la sama laaj nekk Adama tey jii mën nañu marche ni ñu neexee. jeunes yi génn xale ni nga ko waxee société bi génn mais tey loi la koy jàllale mooy ñu dem assemblée nationale ñu voté ko. est-ce que te bu ñu koy voté ñun xam nañ ni affaire bi demee tout le temps le chef de la majorité parlementaire tey jii mooy le président de la République. moom mooy wax na nañ def lii ñu def lële. en tout cas c'est ça la réalité des faits. est-ce que tey jii yaakaar ngeen ne ci seen côté ñoom yaa benn genre je sais pas wane loo xam ne wane nañ ne bu loi bi yegsee foofu ñoom danañ ko fa ñu jàll ci leneen. ñun li ñu jàpp. mooy comme ñoo leen fal. te majorité écrasante bi ni nañu lii lañ bëgg. dal ngeen xel de. jàpp naa ni bu fekkee ñoom bëgg nañu toog. bëgg nañu conserver seen nguur dinañ ko voter. député yi nga xam ne aussi ni nañu ñoom ñu fa nekkal population bi. yaakaar naa ne bu dee réellement fii nag la ñuy xamee parce que fii day période bu importante. ci histoire du Sénégal. maanaam dinañ gis léegi démarcation définitive kan ak ku ci nekk fan la far. dégg nga bu fekkee tey ndax occidentaux yi ñoom nga gëm. ba liñ la dicté muy ngóor jigéen na fi am moom ngay supporter. parce que wax rek dafa yomb léegi nag fii la ñuy mettre à l'épreuve tout le monde. yóbbu ko présenter ko au niveau de l'Assemblée. dinañ xam ndax député yi fu ngeen ci tool demagu leen Assemblée. waaw ñu ngi ci projet de loi bi. waaw ñu ngi koy terminer. te ñu ngi koy terminer aussi ak ay kàngam yu mag. ay constitutionnalistes waaye sax ay députés yoo xam ne ñu ngi biir assemblée. ñu ngi ciy liggéey yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey. pour ñu mën a déposer projet de loi boobu. alors dinañ ñëw bu ci kanam ak jàmm ci concept yooyu ngay wax parce que loolu mooy am solo ak école bi nga xam ne moom mooy suñu ligne rouge tey alors Elie Charles boo déggee suñu autorités politiques yi à commencer par le président de la République d'accord na ne Sénégal moom bëgguñu ngóor jigéen mais li muy wax mooy kenn inquiété wu leen. amul ay loi yu leen di xeex ak nangam mais il accepte en même temps que ni société bi nanguwu ko alors yow mi nga xam da ngay jàng suñu société bi kii di wax ci diine wax na ci mais ban danger nga gis ne moom la homosexualité représenté ba war a tax société wu Sénégal rejeté ko complètement société sénégalaise rejeté wuñu dañu appliquer le monde a commencé avec 3 livres révélés aywa Torah Bible Coran yàlla di ci wax en symbole et en signe dafa xaw compliqué sax bi bare parce que dafa ni waxul ak kon yi dof yi ñi ànd ak seen sago la ulul albaab lay waxal ñi nga xam ne fi nekk mën nañu réfléchir décrypter des symboles et des signes mu xamal par l'exemple que ni fi nekk am na ñoo xam ni faagaagal na leen c'était entre Sodome et Gomorrhe mu nekk ci alxuraan effectivement parce que moi c'est mon livre mais nekk ci benn réew boo xam ne aussi c'est un peuple à 100% croyant musulman ay chrétiens ngi fii yeneen diine ngi fi mais fi nekk ils se retrouvent tous autour d'un carrefour qui s'appelle Dieu suñ borom mu xamal lan mooy góor jigéen que bokku ci ñu xamal ñu ñaari concept aussi nature ak contre nature xamal ñu ni fi nekk hasard amul ci moom hasard mi ngi am ci yeneen livre révélé mais ay dictionnaire la ay nit a koy def doomu aadama ak seeni failles ak seeni faiblesse benn bi Robert la tudd quand on parle français benn bi Larousse benn bi Littré du côté du yàlla hasard amu fa damay faral di wax nit ñi bu ko neexoon du ñu def ñuul dañuy def ay nit yu violé waaw am na pouvoir boobu mu daal di nag teg ñu ci
114 sourates dafa bëggoon guddal rek yàlla na ma yàlla baal. bu ko neexoon ñetti concept lay teg. savoir être savoir faire le savoir vivre boo ko poussé tuuti daf ñuy dugal ay verbes du premier groupe je parle sous le contrôle de Youm. absolument benn bi rappeler la. daf ñuy fàttali rek. benn bi décerner la dañuy ràññee. beneen bi nag moo xaw a nekk lu compliqué moo di fi mu nekk bu ndox tuuroo an bàq moo ciy teg. moo di fi mu nekk il va falloir se battre contre des choses yoo xam ni elles sont pas de l'ordre du naturel. mës naa ci discuter ak Sidi temps wu Charlie la woon. Sidi Lamine waaw. et je lui disais que ni fi nekk nous comme croyants nous comme êtres humains nous comme gens yoo xam ni réellement du livre dañu war nekk entre deux pôles. et j'avais utilisé les concepts arabes di wax ni je parle sous le contrôle de imam jihad la ak ijtihad tey ji boo yëkkatee jihad ñu daan fi nekk woy terroriste la parce que amalgame dafa am si ak entendu ak sous-entendu ak malentendu am na ñoo xam dañ koy cultiver di ko entretenir comme ay jardin tu vois mais boo ko tegee si ijtihad ay débat la mooy comme ni ñu toogee nii pour dire que ni fi nekk y a rien de nouveau sous le soleil xam nga dafay compliqué dans nos pays nga nekk ci pays boo xam ni dañ lay abal ay gët sa dara matul dans des pays souverains réellement à pleine souveraineté maîtriser seen souveraineté maîtriser seen patrimoine et tout matériel comme immatériel pour nga dugg fa di fa wax yenn wax yi sax booy xaru nga koy def. yaa ngi touché le vrai problème nag. parce que booy xaru nga koy wax parce que ñun suñu dara matul mënaluñ suñu bopp dara moo tax. yu mel noonu impose moo indi ñu nuy teg n'importe quoi ñu koy nangu moo indi pay ji ba fu ñu nekk ñuy waxee nii de 2012 à aujourd'hui on n'est pas encore réellement édifié sur ban position le Sénégal jël Sénégal dafa mel ne lu ŋarale. c'est-à-dire que fi nekk bëgg nañu lii mu bañ fee am mais dañuy perte lale moom mooy may wax ni affaire problème souveraineté la. le fond du problème nag moo di il y a eu une manifestation mooy bi am place de l'Obélisque encore que la place de l'Obélisque un peu chargée pour man parce que Obélisque daf may xaw gêné. waaw mais kooku ça n'engage que moi. benn chose am na moo di il faut quand même qu'on crée quelque chose dans un lieu déterminé looloo fa am ku amul ndey nàmp maam loolu la ñuy faral di wax. moo tax ñu def ko fa je n'ai rien contre ces gens là mais kon je dis que fi mu nekk tey jii laa gën a gëm ni fi mu nekk Sénégal loolu du fi jàll. tey jii laa gën a gëm ni fi mu nekk Sénégal ñaari pilier moo ko lal moo di fi mu nekk diine ak aada. Elie Charles du fi jàll benn la mais est-ce que dinañ criminaliser parce que le débat. non le fond du problème moo di. oui mbéjub kanam. borom moo koy fajal boppam. le fond du problème moo di fi mu nekk il y a eu énormément de choses yoo xam bu nit ñi seetaanoon mu jàll fii je crois que ni fi mu nekk les autorités l'autorité singulièrement c'est décrypter des symboles et des signes xam ni fi mu nekk doomu jullit la dañu nodd ci ay noppam et jusqu'à preuve du contraire ëllëg ak ci biir nguur day jeex et il a envie effectivement de vivre à l'aise et en paix de par le monde benn nguur moo dul jeex gis nga tey ji Macky prendrait le président de la République Macky Sall prendrait tous ses courages daal ni di du fi am c'est-à-dire que parce que fi nekk moo dafay am ay moments yoo xam ni kenn du ko raay langue française muy langue yëpp dafay am benn moment boo xam ni dootoo nuancé da ngay wax carrément mu leer nañ gis nga bu ko defoon c'est le peuple sénégalais dafa symbole yu leer lañu wone ñooy nekk ci gannaawam protéger que boo watu su nekk chair ak canon sax daañu ko nekk pour moom. très bien alors loolu mooy ci contexte boobu ñu génn ci un vaste rassemblement une pétition pour demander criminalisation homosexualité débat boobu na ci réew mi ci contexte boobu ñu xëy suba rek gis ñu ne dafa am ay élèves yu doon def examen blanc ca Tëngéej di nga ñu expliquer d'abord lu mooy examen blanc ñu ne ci sujet yi leen doon jox ci wàllu anglais la daf ci am boo xam ne daal da doon def promotion am góor jigéen El Hadj Malick Youm jàngalekat nga syndicaliste nga yàgg nga ci kenn du la ko jàngal est-ce que yaakaar nga ne loolu c'est le fait du hasard c'est-à-dire lu jotewul dara ak li xew ci réew mi mais lu tombe suñu kaw noonu rek. voilà jërëjëf Moustapha vraiment si ni nga posé question bi sax parce que li ma jàpp man mooy tey bu dee dañu toog fii di waxtaan maanaam boo jëlee sujet boobu nga xam dañ ko joxe nga xam day def l'apologie maanaam day kañ mbiru góor jigéen di ko jàngal xale yi kon dafa nekk li ñuy wax ça le mot day kañ prétexte la maanaam aw ñàll la rek wooy tijji ngir ñu mën a dugg nag ci yoon wi xuus buñ duggee ci yoon wi xuus day am solo ñu dellu ginnaaw
xam nga tey li ma bëgg a fàttali mooy ñun bi ñu tubaab yi naxee baal leen ma nag ci kàddu gi du tey lu tax ma wax loolu tey da ngay seet que ñoom ni ñu bëgg a doxale monde bi noonu rek la monde bi di doxee boo jëlee du ma sax dellu ay esclavage ak yooyu daf ñuy tardel mais bu ma ko jëlee rek vers la fin du 19e siècle surtout 1880 la ñu commencé ne ñoom dañuy def colonisation ci biir loolu ñu indi ñaari système muy direct rule ak indirect rule direct rule France ñoo ko doon def kon colonie yëpp yi nga xam ne nii France daf ko doon dominer ñoom dañ fa doon indi ñetti xeetu impérialisme benn bi mooy impérialisme culturel beneen bi mooy dañ doon piller les ressources jël amu ñi waa réew mi yóbbu mais beneen bi mooy tamit dañu doon am domination militaire boo xam dañ ko doon def ci kaw dëkk yooyu kon su boobaa ñu jóge ci loolu ñu dem ba nga xam ne première guerre mondiale bi mu ñëwee alors 14-18 biñ ci jógee ñu ne créé nañ li ñuy wax SDN mooy Société des Nations nekkoon mission bi ñu ko jox mooy nañu fexe ba fi mu toll nii bu guerre amaat ci dëkk bi waaye li ngay xam mooy instrument la ñoom bu ñu tegaat pour contrôler monde bi ñu paree ci loolu ñu dem ba xam ne 39-45 kon erreur jàpp nañ ne SDN réussirul ñu nekkoon léegi nañu indi Nations Unies ñu créé ko octobre alors 1945 mais tey nga xool outil boobu parce que il faut ma def remonter boobu pour ñu xam fi ma jëm léegi bi ñu créé donc Nations Unies boobu kooku moom mooy indi li ñuy wax le nouvel ordre mondial à l'époque kooku moo koy redéfinir foofu ban place la fa Afrique occupé amul benn place bu fa Afrique occupé ñoom ñoo ñëw redéfinir nouvel ordre xool naka la ñuy dominer waat pays yi indiwaat seen impérialisme boobu ci beneen xeet ñun nag ñu bàyyi ba nga xam ne nii kon ñoom ñu créé ci biir banqaas yooyu di nga xam ne ñooy nekk Nations Unies benn tuddee ko UNESCO ñu ne UNESCO boobu moom la ñu dénk déglul bu baax de lépp lu jëm ci wàllu njàng ak njàngale ci àddina bi ñu ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu caada mooy culture ñu ne tamit moom la ñu dénk lépp lu jëm en tout cas ci wàllu yar ndaw ñeeg ñooyu ñu ne kon erreur mënul weesu loolu parce que déjà balaa ñuy nangu loolu ñun ñu ciy am rôle bu ñu ciy joué wala muy définir suñuy politique mais day fekk d'abord ñu am fa kàddu amuñu fa kàddu moo tax tey il faut ñu xam ne lii xew nii foofu la jóge nag gis nga impérialisme culturel boobu jëw nañ jël piller ressources Afrique yi dem muy déjà économiquement ñàkk dooleel bi nga xam ne ñàkk nañ ko dooleel Afrique jël li fi newoon ñu pare raxas xelu africain yi ba pare léegi nag impérialisme culturel bi moom moo nekk di développé wu ci biir réew yi ba indi xeet bii ñu indi boo xoolee tey école sénégalaise bi ñuy wax mais ki fi njëkk a tijji école 1817 moom dañ koy wax Jean d'Arc moom moo njëkk a tijji fële ci Saint-Louis benn école bi ñuy wax école publique ñun ñu inspiré wu de ce modèle là continuer di ko développer boo xoolee tamit li tëgg école boobu tey li ko tëgg nga xam ne moom lañ jël jàpp ne moom mooy li ñu war a doxal déjà ñun donc dañu jël caada yi nga xam ne yu tubaab yi la dugal ko ci biir école bi di ko doxale moom mu nekk moteur bi kon loolu yëpp boo ko dajalee kon li fi xew tey warul mën a bett kenn parce que erreur ba ma nga amee ca tàmbale ba la njuumte li am kon tey fii la ñu mënoon teere léegi nga jël tey UNESCO muy jox ñoom depuis 2018 école bi du suñu école du suñu école moo tax sax am na benn xalaatkat bu ne ay la yéwén Sénégal de dañ fi am l'école française existe au Sénégal mais il n'y a pas d'école sénégalaise au Sénégal lalool nga jël tey waa UNESCO boobu nga xam ne doole bi ñu am tey ñëpp xam nañ ne lobby yi doole bi ñu am au niveau des institutions internationales exemple yi imam doon wane sànq wan na ko tey États-Unis ñoom ñoo moom UNESCO ñoom ñoo moom également li ñuy wax Nations Unies parce que seen instrument la bu ñuy utiliser pour la gouvernance mondiale. Sénégal l'a vécu avec Amadou Mahtar Mbow. leer na léegi bu ñu toogee ba UNESCO boobu ci boppam développer lu ñuy wax les PDIES muy principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité ñun ñu ne xum di xool mu dem ba développer ba 2018 ba tànn ñaari réew ci Afrique mu ne donc Togo ak Sénégal daal la seen xel jàpp ne ñaari réew yooyu moom bu ñu ko fay doxal macha allah dana dox. luñ ci jublu seen luñ ci jublu mooy dañuy xool ni réew mi dale mooy stabilité bi ñu xalaat ne loolu avantage la parce que xam nañ ne seen politique yooyu bu ñu koy doxal fu amul stabilité du dem. beneen bi nag mooy tamit bu ñuy waxante dëgg ñun aussi fii maanaam en matière de politique éducative Sénégal dafa des gannaaw parce que bi ñu njëkkee am loi d'orientation bu 1971. dañu toog 10 ans après ñu jàpp ne boobu échoué na ñu ne lan moo tax mu lajj ñu ne ñun de école bi ñu namoon
te bëggoon ko am ci mim réew jàpp nañ ne amuñ ko parce que ba léegi les défis du développement maanaam bu ñu bëggee jëm ci kanam ak koom li nga xam ne moom lay laaj ci défi gisaguñ ne école boobu mu ngi koy def ñu ne kon nañ def les états généraux de 1981 kon sujet biñ ko defee la xew Rufisque du hasard su ma la déggee du hasard fi mu jógee moo sori xam nga nag boo deful rappel historique bi xam nga li muy mujje mooy ñun dañuy jiw mooy dañ ñuy nax tey jii maanaam kooku def loolu dañ koy jël sanctionné ko buñ ko sanctionné ñu ne kon fay nañ taal bi jeex na mais li ñu dëxañ ci biir waaye lii booy si suuf moo gën a doy waar li ñu xamb si suuf loolu buñ si teelul jóg gis nga Sénégal tey dinaa ñëw nag si solution pour yow lan lañ xamb ci suuf El Hadj Malick li ñu xamb si suuf mooy ni ñu tëggee maanaam système bi moom moo doy waar tey boo jëlee loi yooyu may wax 71 ñëw na ñu ne lajj na ñu jëlaat indi les états généraux de 1981 toog ñu ne dañuy def lël ngir tëggaat yëf yi xool ban école la ñu bëgg états généraux def na liggéey bi am nay recommandations yi si tukkee mais bi ñu paree dañu defaat sax benn loi bu ñuy wax la loi d'orientation de 1991 ñu koy wax 91 22 du 16 février 1991 boo seetee loi boobu li mu wax ci biir rek tey da ngay laaj sax ne est-ce que ñun jotul ñu demander ñu porter plainte quelque part contre les acteurs du maanaam le ministère de l'éducation xam nga lu tax pourquoi demal nga xool loi 91 22 bi li ñu wax te li ñuy wax motif xam nga loi boo ko bëggee voter ci réew dafa am lu ñuy wax motif bi mooy dañu ne dañu bëgg lu tax ñu namm loi bi très bien dañu ne dañu bëgg a doxal ñun ci suñu réew fii njàng ak njàngale moo xam ne day dëppoo ak aada ak cosaanu réew mi ngir ñu mën a ñoŋal koom-koomu réew mi loolu moom nekkuñu ci est-ce que loolu la ñuy def nga demaat ci biir loi bi nga dem ci article premier loi bi ñu ne la ñun li ñu bëgg a jàngale ci suñu loi ci suñu réew fii mooy tey loi boo xam ne day former dañu bindaa mu leer ay góor ak ay jigéen la ñu bind mën naa leen ko liiral mu ngi nii ñu ne la loi d'orientation ñu ne donc finalité éducation maanaam njeexital bi ñu namm ci wàllu jàngale mooy lan ñu ne faire de l'école un instrument pour préparer les conditions d'un développement intégral donc dañu bëgg a def réew mi mu dem ci koom bu am solo ñu dolli ñu ne promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît maanaam kon li ñu bëgg mooy école bi dafa war a xiir nit ñi ci jikko ak nekkin yoo xam ne nii dinañ ko xàmmee ñun fii ci Sénégal parce que dañ ciy gis suñu bopp est-ce que gis nañ suñu bopp ci wàllu ngóor jigéen li ma siy dolli rek boo ma mayee ci benn baat ma tëj mooy nga dem ci article premier xam nga lu ñu wax ñu ne lan mooy mission école bi ñu ne elle vise à faire de ce qu'elle forme damay lire de elle vise à faire de ce qu'elle forme des hommes et des femmes respectueux des lois et des règles de vie de la vie sociale léegi loi bi est-ce que dañ ci bind ne dañuy former ay hommes et des femmes lañ bind est-ce que dañuy wax homosexuels est-ce que dañuy wax des lesbiennes est-ce que dañuy wax des transsexuels kon ñii dañu transgresser loi bi fi mu toll nii depuis nag le séminaire de Saly termine la phrase libre de xawma lan voilà donc damay tënk rek les mots ont du sens pour wan la tey ñoom des hommes et des femmes libres ñu ne des hommes et des femmes respectueux des lois et des règles de la vie sociale falaa ko tëj même boo xoolee loolu rek da ngay xool ne kon tey ñoom violé nañ li ñuy wax la loi d'orientation ci réew nag bu ñu nee éducation mooy li nga xam ne mooy wane ñun fan la ñu jëm gis-gis bi une précision bala may dem El Hadj Malick est-ce que examen blanc la ñu wax à Rufisque est-ce que mën nañ ko jàpp ne examen blanc la choix wu sujet bi le ministère wala les autorités académiques amuñ ci benn responsabilité am nañu parce que nag Sénégal dafa am ay changements xam nga tamit système éducatif bi tey dafa complexe ñoom dañ ci indi ay soppi yu nga xam ne nii dañ ko ci def yu doy waar parce que bu njëkk bu dee dañuy def soit sujet dafa am fu mu war a jaar ba nga xam ne njuumte lu toll noonu du mën a am parce que nag dañu ne benn prof day choisir ci benn discipline prof boobu bu choisir daf koy proposer li ñuy wax cellule pédagogique d'abord ci école bi mu ko choisir waa école bi ñëpp ñi nga xam ne ñooy jàngale discipline boobu toog càmbar saytu ñoom nag bu ñu paree ci lay soog a yeggee au niveau de l'IEF d'abord ensuite au niveau de l'IA mais xam nga kon boo xoolee système de tamisage boobu yëpp sujet bu mel nii bu ci jaaroon du dem mais xam nga lan moo xew ñoom tey dañu indi li ñuy wax ay méthodes yoo xam ne maanaam amateurisme la comme tey bu ñu soxlaa sujet déjà dañu créer ay phares yi lan moo ko indi mooy progression harmonisée des évaluations
comme ñoom xam nañ ne syndicat yi dañuy grève lu bëri dañu indi ay faar pour que ñun ñu bañ leen bettati ci wàllu notes yeeg yooyu comme ni ñu doon jekkee rek am fu ñu dugal notes yi te xam nga yooyu aussi ngeen bañee joxe sujet fekk ñu am nañu ay sujet fekk gaaw non ay notes ñoom notes yee tax maanaam léegi dañ am progression harmonisée buñ ne école tàmbali na rek ñu ne acca école yëpp nañ wut ay notes denc ba nga xam ne rétention de notes xam nga rétention de notes c'est l'arme fatale des syndicats kooku la ñuy bañ yooyu moo leen may ñu xam à peu près niveau élèves yi non notes yi voilà notes yi mooy progression bi déjà ñoom fu ñu mën di toll am nañ ay notes léegi nag si biir loolu la ñuy woowee benn professeur comme procédure normale bi duñ fa jaar de imaginez-vous man dama lay wax loo xam ne tey ak guddi àjjuma bi man sama militante moo ma ko wax sama militante boo nga xam ne nii dafa dem marché ñu woo ko maanaam kii saytu lool ci IEF bi woo ko rek ne ko sujet boo mën di am envoyé ñu ko léegi dañ soxla sujet comme ça mu ne leen so proposé wu ma leen parce que man dama nekk marché sujet bu ma koy proposé damay dem ba toog sama kër càmbar ko soog leen ko yónnee kon noonu la ñuy def parce que même ki def lii wax na ne dafa jum ak dinañ ñëw ci njuumte boobu léegi alors Imam Sakho sooy déglu li xew fi forcément dañuy am envie comparer Sénégal ak réew yi nga wax ne te tolloon nañ foofu est-ce que ci réew yooyu da nga jàpp ne l'école dafa nekkoon benn maillon faible wala benn cible privilégiée boo xam ne si la lobby yi di jaar ngir jàllale lu ñu bëgg a jàllale te société bi nanguwu ko waaw Hadj Moustapha l'école comme beaucoup de structures yi ñu mën a jaaree parce que boo xoolee fu mel ni Hollywood nga xam ne fa la ku bëgg di jouer film fa nga bëgg a nekk film yi ñuy produire daanaka moo nekk ci àdduna bi yëpp foofu benn structure la bu rëy boo xam ne ci lañ jaaree ba yu bëri tey am parce que ñoom muy Hollywood muy Novelas yi daanaka gisatoo ci benn film bu amul am góor jigéen benn film boo xam ne di nga ko seet góor jigéen wala ñaari jigéen yi loolu sax waxuma la Hollywood waaye mi ngi egsi ci suñu réew mi fii parce que suñu série yi tey daanaka néew na benn série parce que des fois man miy defar série bi wala man miy defar programme bi damay bëgg ay sponsor yi aussi ñoom dañu am seen i conditions léegi nag loolu da nga koy gis ci Hollywood da nga koy gis tamit ci côté diine bi dañuy jaaree ci diine yi ndax diine wax naa ne su fekkee ne ndax yàlla moo def ne inna diine inda allahi l'islam loolu tax ngay comprendre ne diine fekk nit ki mi ngi ci li mu war a nekk du mën a jàdd ndax benn pression du mën a jàdd ndax benn nangam lu tax may préciser loolu toujours da ngay gis tey jii am na lu ñuy tuddee ñun ci suñu système diine day ñàkk société dafay ñàkk société léegi nag bu ñu demee ba tey ñu jël diine war ko yàqee société là ça pose problème te bu njëkk ci ci christianisme daan nga ko ci gis ci Occident ak feneen ci yahudiya daan nga ko fi gis ndax les juifs ñoo njëkk nangu wàllu ngóor jigéen daanaka ci diine yi juif yi waaw ci biir christianisme bañ nañ ba boo xoolee 2013 discours bi pape bu Vatican bi def da reconnaître publiquement mariage góor jigéen yi te nga gis ne que seen téere waxut loolu moo tax toujours bu may wax rek may bëgg ñuy dellu ci diine te bu ñuy wax dellu ci diine rek mooy li yonentu nekkoon mooy li yonent yàlla Moussa nekkoon mooy li yonentu yàlla te loolu mooy l'islam nag mooy jébbalul yàlla te alxuraan moo ñu wax loolu ci passage yu bokkul boo tuddee Isa dina wax fa lamma ahassa Isa minhumul kufr ba aaya di jeex wa nahnu qaalu amanna billahi wa shahid bi anna muslimun bi muy tudd Moussa ne fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin kon Moussa ci loolu la nekkoon bi muy tudd yonent yàlla Noox mu ne umirtu an akuna min al muslimin bi muy tudd yonent yàlla Souleymane bismillahi rahman lan la ko waxee ca lettre ba innahu min Souleymane wa innahu bismillahi arrahmani arrahim alla taalu alayya waatuni muslimin ba muy tudd Ibrahima moom sax dafa dox ne Ibrahima moo leen tuddee sax yéen nitul islam huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada ba muy tudd Yaqub ba muy tudd yonent moo tax mu ne inna diina inda allahi l'islam donc nag bu ñu fexee ba jaaree ci diine ba corrompre nitu diine foofu it jaaruwaay la boo xam ne bu doy waar la tey ji boo demee aux États-Unis am na ilimaanu góor jigéen ci Amérique am na ci biir France ilimaan yoo xam ne dañuy woote ne ñoom ay góor jigéen dañuy woote ne ñoom dégg nga ak ilimaan sax yoo xam ne ay jigéen lañ yoo xam ne dañuy woote ne ñoom dañoo war a jiite ay góor ak jigéen ànd ak ñoom di julli te loolu muy lan stratégie pour que ñi fay julli wala ñi c'est ça comme élève bi nekk classe am bu xamee ne ki koy jàngal góor jigéen la dootu ko gêner non seulement loolu bu dee ci côté éducation nag da ngay dem ba
wàllu googu ñoom dañ koy tegee noonu maanaam dañu jàngal xale bi ne moom moo war a déterminer moo war a choisir moom lan la te bu ko xale bi choisir bu xale bi ñëwee ne papa man daal papa góor laa woon waaye tey daal depuis à partir de maintenant jàpp naa ne jigéen laa way jur yi sañuy koo xeex sañuy koo jéem a dindi te buñ ko jéemee dindi mbaa ñu jéem koo xeex bu leen xale bi boolee am na lu ñuy wax ACS ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu xale yi mën nañu jël procédure boobu topp ko ba nangu sa doom parce que fu mel ni États-Unis léegi mu ak Europe yaratuñu dañuy yafal parce que doom ji moomuloo ko réew mee ko moom da nga leen koy yafalal ñu bàyyee la ko le temps mu soo ko bëggee yar nag ñu nangu ko moo tax sañuloo def yenn yi ci sa doom sañuloo ko wax yenn yi sañuloo def ak moom yenn yi kon jaaree nañ foofu ci imam suñ jàngalekat yi ñoom El Hadj Malick am nañu responsabilité bu rëy léegi non seulement jaaree nañ ñoom ñii ñoo ko mën a ñàkk ba du yos ci réew mi c'est ça mais ñëpp la parents yi surtout parents yi parce que parent war na xam fi xale di jànge war na xam li doomam di jàng war na xam yaa ngi wax sànq examen blanc yooyu nga xam ne wax nañ ko parce que waa ji bi nga xam ne moom nee na mooy yónnee email bi te par erreur la wax na ne mi ngi woon ci banque de données ça veut dire que kon loolu mënul nekk erreur mooy lu mu yore woon la donc nga gis ne tadarruj dafa am tadarruj mooy dañuy tàmbali di xool xam nga yaa ngi seet bi nga xam ne Obama mi ngi bëgg a faluwaat daanaka affaire ngóor jigéen yi la faloo loolu moom la bi mu paree it mu nekk ilimaan ji gën a mag ci wàllu ngóor jigéen wër ci àdduna bi di ko defee xutba bi mu ñëwee fi fekk fi président Macky Sall wax ak moom li muy wax ak moom génn ñëw ne nañu dépénaliser ak ngóor jigéen daanaka fi mu wër yëpp loolu la doon wax suñu président bi ne ko ñun pareeguñu waaw ñun pareeguñu nag xëy na moom moo tiital ñu bari ñun pareeguñu ñooñu googu mu wax noonu tiital nañu waaye la ca topp ak yiñ gis ci ay documents ci wàllu dëkk bi moo ñu gën a tiital ndax wax nañ ne bi nga xamee ne en 2011 su ma juumul Nations Unies bi ñu ñëwee indil ñu yi ñuy proposé 188 recommandations la bu ma juumul yëpp la Sénégal nangu ba mu des 14 dégg nga ba mu des 14 du sax 2012 la jëm 2013 bi nga xamee ne Macky yéeg na après Abdoulaye Wade wàcc alors 14 yooyu yëpp ñu ne ci affaire ngóor jigéen la woon 14 yi ñu rejeté woon yëpp ci affaire ngóor jigéen la woon léegi nag bu ñu demee tey nag ba ci suñu biir loi yi Macky programme émergence boobu ñuy wax ñu ngi ciy tudd wàllu discrimination bi ñu wax ne kenn waru ko subir te ñun xam nañ ne kenn subirut ko lañ ci concept genre boobu ñuy wax rek daal ñu toog ba ci kanam ñu gis ci loi yi nga xam ne mooy wax ci wàllu genre ak ci suñu constitution bi article 25 bi ñuy wax droit de l'autrui droit de l'autrui sax mën naa wax ne peut-être bu fekkoon ne du yi ci topp mën nañoo wax ne ñëpp a ko bokk parce que ku dul yow rek autrui la waaye nag bu ñu xoolee séminaire yi ñu dégg ne mi ngi am te ngeen koy jàngalekat yi di ko dénoncer ñun ñëpp ñu koy gis biñ ko waxee décembre président Macky Sall dafa ñëw taxaw ne waaw UNESCO ak ñàngam ñoom lu ñu mën a am ñun duñ def nangam nañ jël seen xaalis waaye ñu toog gisati ko sujet bi ci sujet bi te sujet bi mi ngi génn juste après mbokk yu baax yi def organisation seen marché bi ki ko génnee ne moom dafa juum maa ngi lay waatal kooku su fekkoon ne dafa juum yónnee sujet boo xam ne dafay wax kenn ci suñu mag ñi ne dafa àndoon ak tubaab yi di xeex l'islam muy kenn suñu mag ñu xam est-ce que bu loolu bu sujet boobu bu juumee danañ ko jox élèves yi waaw lu tax lii ba mu juumee te jëlaatuñ ko lu tax ñu koy jox élèves yi su fekkee ne njuumte la waru nekk waruñ ko def ba naan dañ koy retirer di rectifier ak fi mu jaar yëpp sax ba agsi ci loxo élève bi jeex na je me dis xanaa nag nit ñi gëmmuñu di joxe rek waaw ba mu yeggee ci wax moolu sax yegg ci loxo élève bi parce que bañ ko ba mu juumee yónnee ko su fekkoon ne sujet bu ñu jàpp ne bu sensible la danañ ko retirer kon pour yow mënoo nangu fait du hasard d'ailleurs sondage la dañuy sondé comme ni ñu waxoon sànq rek léegi nag bu ñu nangoo damay waxtaan ak sama ay mbokk fële Amérique ma ne leen gis nga léeg-léeg mbir dee ko gis rek bokk na sax ci li nga xam ne moo gën a yokk ngóor jigéen ci fële muy li ñuy wax baamtu la loi de takraar toujours mbir boo bëggee nit ñi di ko nangu dee ko répété rek tey ji foo demee ñooñu seen discours du ñu wax mukk fekk waxuñu droit góor jigéen ñi seen journalistes yi doo dem ci télé bu mag lu dul ne ña fay gën a feeñ tey ji jëlal fu mel ni Anderson Cooper ci ku mel ni Anderson Cooper ci CNN bés bu set moom ngay gis ci sa kanam waaw mooy dégg nga doon lemoon bés bu set maanaam nga koy gis tout le temps da ngay dem ba nga accepté ko maanaam ñoom lañ jàpp ne ñooy ñi gën a correct
toujours tamit moom la ñuy wax di ko baamtu donc tant que yaa ngi seetaan yu mel nii muy am ma ne leen gis nga da ngay dem ci benn mool nga gis benn xale bu jigéen bu ñu fa def photo bu rëy daanaka du sol dara affaire bi daf lay choqué mais toujours ngay dem ci mool boobu chaque jour nga fay dem da ngay dem ba di nga dem toog jënd sa sandwich ñëw toog ci suufu photo bi di ko lekk te doo sentir ne am na photo bu fi nekk la doon choqué donc loolu nag bu fekkee ne yii nii ñuy jéem a def continuer na dégg nga comme ni ko sëriñ bi waxee ne yenn ci parlement maa ngi fàttaliku ci marche bi man ci sama bopp interviewé naa Mamadou Lamine Diallo mu may expliquer loolu bi mu ñëwee assemblée ak nëbb gi ñu nëbb loolu ci kii de loi bi nga xam ne moom la ñu bëggoon ñu voté ko moom mooy premier député ba njëkk a dénoncé te ñëw na foofu joxe fa kàddoom foog naa ne nag li nga wax sëriñ bi nii sànq ci wàllu suñu député yi ak suñu gouvernement yi nañu fexe ñoom ñu mettre leen à l'épreuve ñooñu fexe moom ñu nangu ne lii baaxut xeex ko wala xam ne ñoom fii lañ jëm ndax man foog naa ne bu fekkee ne manifestation bu rëy noonu kilifa diine yëpp yónnee seen i ndaw bu fekkee ne gouvernement bi li ñuy wax ne bëgguñu mu nekk fi dëgg la war nañu au moins yónnee benn ndaw bu leen ñëw teewal leen foofu dalal suñu xel alors Adama Mboup li xew Rufisque d'abord est-ce que da nga jàpp ne c'est un fait isolé une erreur bu mën a dal ci lu ne surtout ci ay ñuy manipuler ay machines ak yooyu wala da nga jàpp ne étape la ci benn stratégie boo xam dañ ci réfléchir bu baax a baax c'est-à-dire li xew li Rufisque moom c'est un élément bu ndaw la ci puzzle c'est ça ci puzzle bi la bokk programme yi moom dugg na te boo ma mayee tuuti bu ma déroulé allez-y di nga xam ne programme bi dugg na bu yàgg allez-y ba ci SVT yi ñuy jàng bañ koy dugal kenn waxul te lobby yooyu ñoo ko dugal SVT bi ñuy jàng SVT gi ñoom ñoo ni science naturelle ñoom dañ ko war a xeex jële ko fi parce que day bii catégorisé parce que ñun science naturelle science naturelle moom danaan góor ak jigéen léegi yooyu yëpp dañ ko fi jële indi SVT di nga ko topp ba jeex doo gis façon catégorisation boobu parce que dafa ni amatul góor ak jigéen déedéet dafa gën a yaatu maanaam dañ war a sóoraale ki nga xam ni li ñu naan le genre neutre wala le troisième genre donc mbir mi programme bu yaatu la boo xam ni mu ngi dox depuis ba école di école daanaka ñoom dañ ko teel a dugal ci seen école moderne bi Jules Ferry niñ ko dugale mooy xeex lépp loo xam ni dafay diine dafay relier à diine parce que ñoom bul fàttali seen révolution ba bañ ko defee ba pare dañoo xeex ñooñ diine ca Europe bañ leen xeexee ba pare teg école Jules Ferry muy école laïque ñu ni dinañ fexe ba créer un monde sans Dieu école ba war a école da ngay dugg 6e ndàdd ba am doctorat doo mës a dégg yàlla ne na wala yeneen bi ne parce que loolu dañ ko ci effacé complètement waaye ci biir école bi ñu ni nañ tëggaat lépp ba nga xam ni yàlla du ci bokk ak lépp loo xam tamit day xeex diine nañ ko ci dooleel donc foofu la programme bi commencé nga gis ñu commencé dañu jàngal Darwin ñu ne yàlla ne na moo sàkk Aadama ak Awa waaye ñun nañ indi beneen théorie bu yonee ni ci golo la jóge loolu yëpp ñu indil ñu ko ñu nangu ko am de Cro-Magnon am de Néandertal ak progression boobu yëpp l'évolution ñoom ñoo ko indi c'est-à-dire ñoo ñëpp c'était pour weddi li nga xam ne mooy lu suñu borom bind c'est ça donc bañ ci jógee tey lobby yooyu ñoom dañ taxaw tamit pour créer seen monde parce que dañ ni ko par exemple Jésus wala yenent Mohamed wala yooyu créé na monde créé na ay ñitam créé na daal vraiment milieu boo xam ni moom c'est kenn mënu ko incontestable ñun aussi foog ñu créer suñu benn monde ni ñu def mooy d'abord y a les francs-maçons les Illuminati ak yooyu yëpp ñoom ñoo njëkk a théoriser de le fait de mettre fin à toute référence religieuse ou ordre moral loolu moom lañ mooy ci seen premier combat yi waaye bañ demee ba ci ak ñu gis dañuy gis ay fragments parce que ñoom lobby yu ndaw lañu benn minorité bu ndaw ay groupuscule lañu waaye dañu pour ñu am doole ci àddina bi foog ñu créer dugg ci population bi infiltrer leen maanaam ci éducation ci yooyu yëpp ba créer ay citoyens yoo xam ne ñoom ñun ni ñu xalaate la ñu bëgg donc da ngay seet dans les années 50 ci lañ njëkk a infiltrer les mouvements féministes xam nga am na koo xam des casse pour droit des femmes ba ñu ràññee ko ci waaye boo ko nee féministe mu xeex ak yow parce que xam na ni féministe moom c'est une création maçonnique maanaam pour wan la ni yow lépp la naqari xeexal diine parce que diine moo la ko teg ci la ñoom ay Simone Ifag ay docteur Pierre Simon franc-maçon 1953 créé mouvement France waaye léegi bañ tawee ba ci biir ñu ñëwaat gis le mouvement homosexuel ñu ne ñii aussi nañ leen jàppale parce que ku leen jàppale
daanaka yaa ngi dooleel Iblis. parce que ñoom it dañu signé pacte ak Lucifer. donc ci la ñu créé ay nouvel ordre mondial ay liberté de conscience ay Simone de Beauvoir bi leen théoriser ñuy teg naan on n'est pas femme on le devient loolu mooy da ngay maanaam da ngay tànn sa sexe après da nga koy tànn après ñooñu nag ñu fexe ba ñëpp di leen lire idéaliser leen ba ci benn philosophe bu ñuy wax Chantal Delsol mu ni la théorie du genre c'est la volonté de refaire le monde selon notre désir maanaam tëggaat àddina bi dañ bëgg tëggaat àddina bi nit ñun niñ ko bëggee la consécration de choisir sinon son sexe biologique parce que mënoo ko parce que bind nañ la góor wala jigéen au moins son appartenance de genre xam nga kooku bu ñu demee ba ci biir ñu ni waaw loolu kon genre mooy lan genre jarul débat parce que man débat dama ci noppal sa bopp li may noppal sa bopp mooy damay dem xool léegi Larousse lan la bind Wikipédia lu ñu bind comme li Élie Charles Moreau tudd léegi mooy genre dama ko xool ma bind Larousse lu ñu bind ku bëgg tap léegi sa portable larousse.fr mu ni étude de genre dans le domaine des sciences sociales les études de genre ont été initiées à la fin du XXe siècle sous l'impulsion des mouvements féministes et homosexuels américains leer na dina mbirum genre mouvement ca Amérique dans les années 50 mouvement féministe yi ak góor jigéen yi ñoo ko lancé ma bàyyi fa Larousse ma ni naa dem seet Wikipédia xaj na mu jox ma beneen théorie ñu demaat Larousse ni le genre désigne les processus des rapports sociaux qui divisent en différentes catégories et sexualité de genre mu ni comme masculin féminin homme femme mâle femelle waaye transgenre mu dugal ci tamit transgenre dafa dugg ci biir genre mu ni intersexe homosexuel hétérosexuel daf ci dugg l'identité de genre et c'est la continuité l'unité et la persistance de l'individualité dans une personne en tant que masculin féminin ou ambivalent maanaam góor jigéen wala leneen loo bëgg léegi ñu ñëwaat ñu ni terme genre ñoom ba ñu demee ba ci ñu xam terme genre moo leen arrangé nañ pousser terme genre bi ndax dafa dugal góor jigéen dugal lépp loo xam ni tamit day contre la construction sociale ñoom loo wax ñu ni la bu ñu la nee construction sociale rek loolu lañ bëgg a raser maanaam ni nañu ay góor ay jigéen ak ay lii laa ay kilifa kër ak yooyu yëpp comme yow góor ci góor ñi jigéen ñi voilà yooyu yëpp dañ ko war a dindi c'est de la construction sociale terme genre boobu ñu pour ñoom yooyu nit ñee ko créé quoi pour ñoom création humaine la maanaam ak diine sax ñoom ne leen diine sax création humaine am na jàpp égal la ne diine moo créé loolu pour que góor ñi dominer jigéen voilà ñoom nag léegi buñ bëggee ni lii yëpp diine la nañ ko sànni fee te xam nañ buñ la ko waxee nga mer dañ la naan construction sociale la nañ ko sànni fee bu ko defee nga di d'accord terme genre ñu ngi ko njëkk a dugal ci rapport finalu ONU en 1995 pour wala ni dañu infiltrer sax mouvement féminin yi. d'accord terme genre moom di nga ci ñëwaat léegi. waaw mais Adama le cas de Rufisque. waaw man bu may dégg explication yi en tout cas ñi jéem a défendre déjà professeur biñ ci ciblé. ba sanctionné ko moom daf na erreur la def. waaw ñenn ñi ne mën na nekk une erreur mais li ma bëgg a xam mooy yéen ñi jàpp ne du erreur ci lan ngeen expliquer ne dafa bokk ci benn stratégie. dafa bokk ci benn lu ñu teg di ko dérouler pour jëmale xale yi foofu. waaw parce que l'état du erreur. mooy ku nekk gis na turu auteur bi sax dama ko fay auteuru texte bi. waaw ku nekk gis na ni ab américain la boo xam dafa am jëkkër. moom góor la te am jëkkër. déjà kooku ba bindoon texte sax boo xam ni nekkul di promouvoir homosexualité waaye bind ko ci leneen sax. waruñu ko indi sunu doom yi. rawatina nag texte bi ni mu tëggoo bu dee sëñ Moustapha liir nga ko mooy day wone ni. góor jigéen dara nekku ci man mi xale bi di expliquer man mi nekk góor jigéen maanaam di ko expliquer anam bu favorable woo xam yow mi sax boo ko déggee da nga naan noonu lañ def waa France c'est pas parce que da ay góor jigéen lañ ba ñuy nangu loolu wala Amérique mais c'est parce que dañ leen sensibiliser ba ñu yërëm góor jigéen ba ko defee bu góor jigéen tëbee pour seen droit yi di marché France yëpp ay wàcc ci l'objectif c'est quoi mooy def si bopp xale yooyu def examen en tout cas ñi ko ci jot a lire man ko traduire ñi dégg anglais l'objectif peut-être c'est def seen bopp ne góor jigéen dara nekku ci ñaari objectif la oui mooy texte bi boo ko liiree mu ngi wane ni yow mi nekk góor jigéen assumer ko jaratul nga koy nëbb say parents parce que du problème du honte waaye tamit yow mi nga xam ni xamoo mbirum góor jigéen nga contre ko mu tëggee ko façon boo xam boo ko liiree ba pare da nga ko war a yërëm nga jàppale kii waaye beneen troisième objectif bi mooy parent bi nga xam ne aussi ñu ngi ko koy adressé wuñ ko parent boobu rek de parent Sénégal yëpp lañ ko adressé
pour woon leen ni boo amee góor jigéen ci sa doom da nga ko war a jàppale maanaam message bi c'est fait exprès c'est-à-dire ñoom du affaire ay Rufisque ak ay Bagdé ñoom seen système mooy seen stratégie mooy na nga def loo xam day def tapage d'accord bu ko defee gars yi jóg waa ànd sàmm jikko jóg ñoo ñëpp bu ñu jógee bu ko defee tapage boobu lañ ci bëgg ñoom tapage boobu da baax ci ñoom parce que day tax xale yëpp dem yërndu mag ñëpp dem yërndu texte bi mais mënuñ ci bañ a wax waaw loolu laa wax oui ma ni bu ñu ko yërndoo ñoom dañuy compter ci dem yërndu bi pour sensibiliser wala leen yow dem nga yërndu ji waaye bindee nañ ko façon boo xam jàpp nañ dañ lay sensibiliser moo tax ñu ba keroog ma ni leen ay excuse doyul parce que ñoom seen stratégie mooy dañ la naan defal sénégalais dañoo sentimental après boo xëblee ay bët dooy ñu baal la bu ko defee le message est déjà passé mais sanction foog mu am bu sanction amul ma ne nga tari alxuraan tudd Serigne Diw ak Serigne Diw c'est ça voilà daal di déglu waaw léegi nag sanction bu amul mooy ñoom gagné nañ mais heureusement population bi ils n'ont pas été dupes dañu continuer ni nañ sanctionné sanction bi nag mooy système éducatif bii ñu tegal ñu xoolal nga xam ni lépp pour góor jigéen la buñ ci comprendre rek bu ñu comprendre après dina ñëw nan lañ ñagee système éducatif boobu sax pour éviter yu bari yu mel noonu di ci dugg dinañ ñëw léegi mais Richard même daanaka même question bi laa lay poser c'est-à-dire que man sama xam-xam bariwul mais dama naan su fekkee ne ñoom dañoo bëgg lobby yooyu ndaganal wala boog fexe ba góor jigéen nekk ci réew mi Sénégal yi accepté ko dañ koy def ci ab ci secret ci làqatu parce que wolof moo ne kuy yot su sëqat mais boo ko defee ci sujet wu examen ak fi réew mi toll ak ñoom ci yuum ak ñoom dàmboo jeg yooyu nga xam ne lu xew ñu fëgg seen làmmiñ médias yi ñëw ça veut dire que ne yow yaa ngi yootatoo yaa ngi sëqat te boo sëqatee nit ñi ñëw ba c'est quoi finalement l'objectif man mënu comprendre ma en fait te xam naa ne ñiy seetaan également dañu am problème pour comprendre loolu ñu war a yoot di làqatu ñuy fësal ba nit ñi di ko waxtaanee. c'est de bonne guerre. c'est-à-dire que le monde est ainsi constitué que ni fi mu nekk. dafa mel na espèce su ring box la où il y a deux personnes le diable et le bon Dieu. ku néew ci bii na ca bee rek. waaw c'est-à-dire que configuration boobu moo am. le diable et le bon Dieu. C'est une guerre qui a commencé depuis le commencement du monde et qui va se terminer avec la fin du monde. ñu teg nag ay livres yoo xam ni ay références la war a doon pour que nit ñi appuyer ci mu nekk parchemin ak viatique war leen jàppale parce que ça va pas être facile. mu am ay personnes yoo xam ni kilifa lañu ñii kilifa diine ñii kilifa aada ñii kilifa addina ñu war a ñoom ñëpp ku ci nekk jouer say partition. je crois que ni fi nekk moo tax may wax ni c'est de bonne guerre du lu bees. le fond du problème nag moo di ils vont jamais s'arrêter. et ils vont jamais s'arrêter et ils vont utiliser toutes les voies et moyens yi nga xam ne moom la ñu am. parce que addina bi dafa xaw compliqué dans la mesure où ñaari lobby fondamentaux ñoo ko yore. te ngànk ko moo di góor jigéen ak franc-maçon. ñoo ëpp xaalis ci addina bi ñoom la nit ñi soxla ñooy joxe ay ordres yi moo indi tey ji nouveau droit ak nouvel ordre mondial. c'est des choses yoo xam ne c'est du domaine du flou parce que lu nekk mën nañ ko ci dugal moo indi tey jii par exemple le concept de genre nga dugg ba génn ñu lay xamal ni góor ak jigéen la ñu trouver la une voie intermédiaire koo xam ne nekkul góor nekkul jigéen wala bu ko neex tama ñaari boor le sujet c'est fait exprès gis nga génne ko pour que je veux dire Elie may ma continuer Moustapha c'est pas du hasard nee naa la sànq hasard amu ci donc ils font leur calcul ils programment ils ont leur stratégie ils ont leur astuce ay buur démb dañ daan fonctionner xam nga lan ay sonde wax na ko sànq c'est-à-dire on les appelait des bulles da ngay sànni benn affaire loolu ba bu Moustapha jëlee nga xam ni baax na ñu continuer bu jëlul ñu delluwaat gannaaw toog mais ñii dañu nekk ci ay stratégie bi Adama duy wax li xam nga lan la tudd moo di fi nekk c'est presque un appel à compassion waaw dawal leen yërmande yàlla dafa teg ay sartam il faut pas qu'on le prenne pour un gadget wala di ci fo ak def ko fowukaay c'est aussi simple que ça sànq juñu naa ko nee naa leen fi nekk bu neexoon góor bu ko neexoon mu def góor jigéen def jigéen góor dama koy faral di expliquer di wax ni fi nekk bu may yàpp ay xale yu jigéen dama leen di wax ni fi nekk bu neexoon suñu boroom mu def la góor nga labati ñu may la jabar dañ la def jigéen da nga war répondre d'un nom du affaire u jaamu ni soumission ni quoi que ce soit tu dois à la limite participer et être en compagnonnage avec quelqu'un di répondre de son nom mu am
ay charte yoo xam définir nañ ko. c'est aussi simple que ça le fond du problème moo di nit ñi ñoo bëgg indi mais ñii duñu arrêter jamais. c'est-à-dire que fi mu nekk ba léegi problème souveraineté mooy posé waat encore bi ñu joxe buñ dugalee sujet bu mel noonu su fekkee ne c'est une stratégie bien élaborée ay borom xel ñoo ko def donc ñoom waroon nañoo sóoraale ne dana am débat que dina créer benn tollé boobu da nga yaakaar ne ñoom ñoo ko bëgg. mais ils l'ont cherché c'est à bon donc escient. ñun on est tombé dans le piège. Mais on n'arrêtera jamais de tomber dans le piège, on n'arrêtera jamais aussi d'être en devoir de résistance. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que problème bi yëpp mooy ils ne doivent jamais s'arrêter parce que dañu am seen objectif yu clair objectif yu défini ils ont envie à la limite de régir le monde di ci fo di ci def lu leen neex et cetera gu mel noonu ak yooyu le malheur moo di c'est toujours le problème de la souveraineté de nos États qui est posé. affaire dama juum yooyu amul. Parce que benn chose am na moo di avant qu'on en arrive au sujet définitif que tous les Sénégalais se partagent dafa am pencoo dafa am ay yoon yu muy jaar dafa am ay sas yu muy dugg di ci génn et cetera gu mel noonu on ne peut pas être dans la légèreté à ce point moi je n'accepte pas ça. c'est inacceptable alors élection dafa am loo xam ne également démb gis naa ñu bari di ko laaj bi ñuy def émission fii te bari na Sénégal yu koy laaj mooy professeur bi nga xam ne moo joxe sujet bi muy jéggalu ci lim daf ne erreur la mais yemul foofu daf ci yokk ne sujet bi c'était dans le circuit depuis 2012 ou 2013 alors donc ça fait pratiquement 10 ans que sujet boobu ma nga fa le problème bi ñëpp di laaj ci élagement yum mooy finalement qui a mis le sujet dans le circuit parce que ñun fii ñu toog nii su fekkoon ne benn bouteille dafay disparaître dañuy xool ñun ñii fi ne ñu ne kan moo fi jëlee bouteille bi donc su fi leneen duggee également dañuy xool kan moo ko fi dugal sujet boobu lan moo ko dugal ci circuit bi. Voilà donc xam nga tey damay fàttali benn citation bu am solo boo xam ne ki ko waxoon moom mooy Nelson Mandela mu ne education is the most powerful weapon which you can use to change the world. pour bàyyi Zale mi déggul anglais. donc boo koy tekki xam nga mooy lan. mu ne tey boo bëggee soppi àddina bi yoon wi gën a gaaw ngànnaay bi gën a mën a soppi am réew moom mooy jàng ak jàngale xam nga boo xoolee image yi ñu doon wane sànq ñu wane président de la république mook Barack Obama kon ñoom dañu jéem a jaar ci diplomatie loolu diplomatie la diplomatie bi doxul parce que réew ak réew xam nañ ne fii mu ngi nii image baa ngi nii xam nañ ne fii ñun am na fu ñu teg suñu tànk kon bi ñu jéemee diplomatie ba xam ne lii du dem si lañ ne nag léegi nag ay la yëwén nañu dem nag seeti li nga xam ne nii Mandela waxoon na ko maanaam njàng ak jàngale moom maanaam bu ñu mooñee xale bi ci ndaw mu màgg ak notion wu góor jigéen bu boobaa moom kon ñoom seen mission wàcc na sotti l'école c'est le maillon faible. moom la loolu la ñuy def ni moo tax tey pour nga comprendre day sujet bi rapidement xam nga defoon nañ rappel historique mais dañuy ne ren du fi lu bees parce que boo xoolee le 20 le 21 le 22 fële ci Saly lan lañ def ñu organiser foofu benn séminaire au mois de décembre séminaire bi rek bu ñu la doon lire les termes de référence laay wax xam nga tey booy def séminaire da ngay def li ñuy wax les TDR maanaam nga ne lan la ñu namm ñun ci activité bi ñoom ñu dem ñu bind ne atelier boobu ñu defoon ci Saly ñu ne la revue de l'analyse du niveau d'intégration de l'éducation de la santé sexuelle donc et objectif bi donc mooy ñoom atelier wu Saly bi li ñu ci namoon mooy dañuy xool tolluwaayu éducation sexuelle ci biir système bi est-ce que dugal nañ ko carrément ci programme yi loolu lañ doon saytu ñoom pour xam ndax ñun ñaa ngi koy jàngale bu baax kon kii lim la wax mbuub ça veut dire tàmbali bi du tey dama ne la xeex ngóor jigéen mook li tubaab di wax arrêter la mère par ses bras benn la parce que ñun biñ ñu duggee suñu biir dafa yàgg du tey nga ñëwaat ci biir objectif yooyu ñu ne atelier wu Saly bi ñu ne objectif yi la ñuy wax déglul de ñu ne d'abord dañuy jaar ci li ñuy wax promotion de l'égalité filles et garçons xam nga fa la ñu naxe tey école dafa am benn projet pour ñi ko yëgul moo fàttali leen ko projet bu tudd égalité filles garçons ak ñun su suñu réew mii te projet baa ngi dox ministère de l'éducation nationale mu ngi fii ñu koy piloter di ko coordonner ba pare mu nekk ci biir école seen ñu tuddee ko égalité filles garçons mais égalité filles garçons bu ñu ko nangoo kon lan moo ci des kon kay ñun nangu nañ tey li ñuy wax effectivement
dañ koy yombalal LGBT yi parce que en fait bu ñu nee égalité fille garçon kon kay amatul différence kon fille garçon am na ak la ca diggante ba. mais le problème mooy élagement bu ñu waxee égalité fille garçon rek yem ci. waaw ñi seenum xel gàtt comme man dañ naan mais loolu lu baax la. parce que jigéen ñi war nañu am ay droit. mais xam nga ñun tamit dafa am nag loolu nag moom mooy erreur bi. parce que ñi xalaata noonu. effectivement ñun école bi ñu jaar. te ñun ñii ñooy acteurs yi dama koy nangu. mais moo tàggat nit ñi ba gis nga ñu ne maa ngi koy wax nii nga ne ma. xel da koy nangu xel mënu ko nangu bu dee dañu teg islam. parce que tey boo tegee islam. maanaam ñoom ni ñu koy jàngalee ñii nii. mooy dañuy ne égalité fille garçon école bi bu jigéen ñi balee tey suba góor ñooy bale. waaw bu jigéen ñi raxasee douze tey suba góor ñooy raxas douze. waa léegi xale bi nga mooñee ak loolu mu dem ba màgg boo ko nee am na différence entre góor ak jigéen du ko gis soo ko nee. nit ki tamit redéfinition du concept de genre mooy nit ki mën na toog ba si yàgg yéeg si boppam ne ay la yoon awra jigéen la yor mais sentir na ne moom daal góor la ñu nangul ko ne góor la mub sax li mu doon wax sànq ñu ngi koy tabaxaale xale yi depuis benn programme bu nekk élémentaire bu ñu tuddee vivre ensemble vivre ensemble kon jàngal nit ñi ne kenn daal bu mu bañ kenn nangul nit ki si ñu accepter autrui alors nga ñëw si atelier bi ñu ne la kon seen objectif ñoom mooy dañuy définir le niveau de prise en charge de l'éducation sexuelle ba pare xool nu ñu koy dugalee ci curricula yi maanaam programme yi ba pare tàggat ci tamit jàngalekat yi kon loolu yëpp boo ko dëxañee moom moo indi tey d'abord atelier boobu warul woon am Sénégal atelier bi mooy buntu bu gand bi léegi nag buntu boobu bu ñu ko tijjee Sénégal dina am yeneen mbir yu xew comme tey sujet boobu sujet bi nag li nga wax dafa leer da nga ne nu mu def ba dugg ci système bi mais banque de données boobu moom mu wax ki wax loolu maanaam ki joxe sujet bi ki ko propose dafay am banque de données bu muy am banque de données bi déjà bu nekkee ne sujet bi mu ngi joxe na ko moom 2012 déjà je précise 2012 mooy kon mu ngi ci biir système éducatif bi depuis longtemps depuis 2012 te gars yi même mën na bañ a ne sax parce que en fait ki bind texte bi mu ngi tudd Armistice Maupin c'est un américain comme ni ko imam doon waxee américain yi boo xoolee texte boobu moom mu ngi juddu 1944 kon xam nañ ñooñu juddu année boobu lan lañ fekkee fekk 1945 déjà la naissance de l'ONU 1990 mu bind texte boobu hasard amu ci alors texte bi boo duggee di ko lire lan lañ lay wax benn xale la boo xam ne bii moom dafa nekk ci yëngu ci mbiru ngóor jigéen bi mu demee ba nga xam ne ni màgg na ci ba yàgg si mu toog di ko nëbb ay waajuram ba si yàgg nag mu ne moom mënatu ko fi mu toll nii faaw mu tijjeeku wax yaayam ni mu demee kon mu bind ko bataaxal nga xool lu tax ñu choisir maanaam méthode boobu bataaxal ba pare mbindin mi dafay daw yaram boo koy liir li Adama doon wax sax waaw dafa yërëmtalu ba pare nag mu dem ba ci biir xale bi nag di kañ mbiru góor jigéen dem ba ci biir di wax ne moom et le fait que ñu tànn yaay waaw au lieu de papa voilà ak xam nga yaay ak doom waay ni ñu jegee ñu dem ba ci biir nag xale bi di kañ mbiru góor jigéen wax na li mu wax yëpp de yaay na bon naa la lii vraiment loolu maa ko daan def maa ngi ciy jéggalu maa ngi tuub waaye nag dem ba ci biir mu ne waaye man de lii ma dugg nii ci laa gisee ngëneel ngaañ ñëw ci mu ne man ci laa gisee ngëneel mu ne lii ma dugg nii de man sax moom moo tax ma xam lan mooy yërmande lan mooy baalaate tolérance di kañ mbiru góor jigéen kon texte boobu tey moom moromam yi tollu âge am te ñu def exprès xale bi maanaam niveau bi mu toll moo xale yi ñoo maase élagement li yum su ma déggee bu baax li nga expliqué tey jii mbir mi toll na foo xam ne mënuñu yem ci sanctionner kenn nit dañu war a enquêter pour xam texte bi lu ko dugal ci circuit bi ak kan moo ko dugal jërëjëf nag et kan moo ko bàyyi d'ailleurs boobu ba léegi xam nga moo tax man may wax ne gis nga émission bu toll nii dafa am solo diine ak jamono la ñu wax bu ñu demee ba ñu jàpp ne alors jamono ji dafa na réeral diine ji dañuy toog ñu tegaat mbir yi mu leer kon tey bu ñu yem si wéy am na ku joxe sujet nañ ko déedéet émission bi day permettre ñu càmbar bu ñu càmbaree dañuy dem comme ni ñu ko defee sànq kon ñun li ñu war a njëkk a changer mooy que fii dafa laaj ñu tëggaat programme yi parce que méngoowul ak suñu aada ak suñu cosaan dafay laaj nag ci biir loolu tamit tey ñi nga xam ne dañu nekk ci biir programme bi nekk ci biir système bi te mu wóor ñu ne ñii toogaay wi ñu toog ñun dalul suñu xel parce que ñoom ñu ngi def promotion tey ay politique éducative yoo xam ne arrangé wuñu ñooñu nañ leen seppi ñoom ñëpp xàmmee leen mais sanction bi dafa war a dal parce que circuit bi ma leen wax sànq kooku buñ ko sanctionné saupoudrage lañ ko tuddee maanaam dañuy lëndëmal benn lampiste la ñuy benn lampiste la bu kii yoon
déedéet du noonu de circuit bi nañ ko remonter tey ministre de l'éducation. je pose la question dafa parce que am responsabilité dans ça am na ay temps ñu ne am na benn professeur boo xam ne ci ay copiam xaw ma dañ ci gis un sujet parlant de Ousmane Sonko xaw ma. waaw ñu sanctionné ko dagg bopp yi. alors kii di tey relevé nañ ko de ses fonctions. mais tey dama ne ministre de l'éducation bu ñu delloo ci wàllu même gestion étatique. président lenn rek lañ ko laaj benn compétence mooy gis-gis moom la ñuy wax vision. président décliné na vision am muy tudd le PSE. loolu sax. maanaam dama koy wan si wàllu njàngat. mais ñun dañuy saytu lépp boo demee si biir ñoom dañu ne axe 2 mooy dañu jàpp ne kon dafa war a am ñu transformation du capital humain loolu la ñu wax ñoom. te ay kàddu la rek yoo xam ne boo demee Sénégal bi amul. kon moomu ministre bi moom moo am la responsabilité. mu jëmmal gis-gis boobu tey jëmmalu ko. am nañu ne parce que wàcc na yoon. am nañu ne ministre bi en conseil des ministres par exemple mën na proposer ñu relever IA bi. xam nga fi mu toll nii mënoo di cibler comme ni ñu relevé. waaw ñu newoon ci camp pénal parce que booy jinne dafa dawee. mais xam nga tamit nag man li ma gëmul Moustapha te dama koy wax. gis nga erreur bu toll nii su amee. tey bu doon yenn pays yu responsable. dafa am le principe de l'imputabilité. maanaam tey dafa am. xam nga la responsabilité avant d'être collective yoo xam ne un accident de voiture. tax na ministre démissionné te tamit ñun. tey amoon nañ séminaire bi. ñu wax si bàyyeeguñ. ñu amaat tey kii kon lan la ñuy war a am suba dañu ne jamais 203. kon tey jot nañu remonter chaîne bi yépp vraiment pour dalal suñu xel. ñu remonter chaîne bi képp ku ci loxoom taxee ñu réglé ko. imam loolu moo ñu per parce que waxtu bi ni ñu dàqee dafa gaaw te waxtaan yi am na solo lool permettre ñu waxtaane ay concept Adama jot na ko évoqué sànq yuma si ñëw na ci égalité fille garçon c'est des concepts yoo xam ne je dis souvent c'est des concepts sexy vendables soo ko waxee nit koo xam ne da xelam ak sama ba sa tool facilement mu tombe ci loolu concept genre est-ce que ci réew yooyu bi ñuy départ nekk fi ñu étape bi ñu toll ñun concept yooyu moo fa nekkoon égalité femme fille garçon genre ba ñu miin ko yaakaar ne lu baax la lu ñu war a mën a accepter la finalement nekk dafa am lu mu ëmboon. waaw xam nga bu ñu waxee sax égalité fille garçon wala égalité femme homme. mën na nekk lu ñu teg loo xam ne mën nañ ci naxee ki ñu bëgg a nax. waaye mën nañ ci joxe toor tamit. ki nga xam ne jàpp na ne loolu amut te bëgg ko teg ci diine. parce que diine mosul wax fenn ne góor ak jigéen yemuñu. loolu diine waxu ko fenn. yemuñu mais égalité n'est pas identique. maanaam on est égal mais on n'est pas identique. absolument identicality bokkul ak égalité. c'est ça dëkk yi lay wax ne la góor ak jigéen ñoo war a yem ñoom ci seen bopp tey jii bu ñuy def basket est-ce que da ngay gis góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo. bu ñuy def natation da ngay gis équipe góor équipe jigéen ñi est-ce que ñoom ñooy def seen doon est-ce que bolt mën nga ko booleeg beneen jigéen ci daw donc xam nañ ne égalité am na mais y a aussi identicalité bu ko defee c'est très important loolu léeg-léeg nag aada wala joo xam ne sax xam nga sëriñ bi mi ngi koy junj léegi ba tudd sax ni góor bi jigéen bi mu demee ba sëyi bay jël sax santu kooku alors que jël santu kooku sax du l'islam parce que l'islam mooy ud'uuhum li abaa'ihim wa aqsatu inda allah fa in lam taalamu abaahum fa ixwaanukum fi ddin tubaab yi ñoom ñi joxul jigéen xaqam ñoo tax ñoo jox jigéen santu jëkkëram kon ñun ñuy xëccoo fii surtout ñu ne ci télé yi koo ci may jëkkër mu bàyyi sant baayam nekk sant mais loolu du l'islam Jóob mbaa béy du l'islam pas du tout du l'islam du l'islam léegi nag foofu laay waxee ne loolu gars yi dañ koy ngandal voilà léegi nag ñun bu ñu indee yu mel noonu ñun ak concept bi lu mu neex waaw bismillah égalité mais égalité du identité du nangam am na loo xam ne yàlla daf ko bindee góor ci nature profonde bokkul ak jigéen ni mu ko bindee mooy li John Gray doon wax ne góor ak jigéen women are from Venus men are from Mars women from Venus góor ak jigéen dañoo wutee ba mel ni ñaar ñu jóge ci planète yu bokkut te loolu l'islam moo ñu ko njëkk a jàngal moo tax yàlla ne walahunna mithlu alladi alayhinna bil ma'ruf mu ne jigéen ñi droit bi góor ñi am la ñu am mu ne nag waaye ci biir société bu ñuy tuddee sëy il faut mu am un directeur wala rijaali alayhinna daraja directeur boobu nag nga xam ne moom mooy góor tamit warul jàpp ne loolu privilège la parce que yilif sa jabar du privilège responsabilité la moo tax mu am yu mu àndal loolu nag bu fekkee ne que ñun dëgg-dëgg xam nañ suñu diine du ñu gaaw a nax xam nga ñu ngi wax sànq ci bi ñuy tëggaat àdduna bi organisation yi nga xam ne ñoo Nations Unies bi ñu ñëwee bi ñuy wax ne
nit ñi dañ leen a jur ñoom ñëpp ñuy ay gor. dañ leen a bind ñoom ñëpp ñuy ay gor. waxuñ ku leen bind. xuliqoo la ñu wax wala wulidu. te loolu dañ ko sàccee ci Seydina Umar ibn Xattaab. Seydina Umar ibn Xattaab moo waxoon ne atasta'biduuna an-naas wa qad waladathum ummahatuhum ahraara ndax da ngeen di jaamloo nit ñi tey seen ndey yi jur leen ñuy gor. baat boobu mi ngi ci déclaration droits de l'homme bu Nations Unies. léegi nag kon Nations Unies balaa moo indi déclaration droits de l'homme ñun l'islam jàngal nañu ko ba pare. tey jii mën ngaa wax ne déclaration droits de l'homme bi gën a âgé. te ñu xam ko mu nekk luy dund tey. mooy saxiifatul Madina. saxiifa bi nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wasallam moom ak yahud ak ñi amul diine Medina nekkoon ay signataire muy charte muy constitution bu Madina amul beneen déclaration droits de l'homme boo xam ne nii nangam donc kon concept yooyu ak lu yu mën a ñëw ñun dañ koy jël mais jël ko ci loxoy l'islam jël ko ci loxoy diine jël ko ci suñu loxo imam Mouhamed Sakho que ni l'islam wala boog yeneen diine yëpp des religions révélées am nañ les moyens pour faire face à ces nouveaux concepts là ñuy jaay bien sûr looloo tax moo tax Seydi Hadji Malick damay d'accord ak moom ci li mu mujj a wax bañ a d'accord ak moom ci li mu njëkk a wax li mu njëkk a wax mooy di xeex fi mu ne ngóor jigéen mi ngi mel ni nga bëgg a téye dégg nga dox géej gi ak say loxo loolu boo ko waxee boo waxee loolu rek mooy yow nangu nga ma wax la xam nga duma la couper mais dama bëgg a wax que xeex buñ ñu duggee xam nga tey ñu ngi wax école mais Moustapha est-ce que seetlu ngeen lii xew ci koñ yi suñu koñ yi xam ngeen ne ngóor jigéen ba mu ngi fa law bu doy waar ci biir koñ yi bien sûr école dama la bëgg a wax suñu mbokk jigéen ñi nañ ma baal bokk nañ ci li koy gën a ma nga fa promouvoir ndax xew bu ñu am boole ko ci mais fi ma doon wax tax aussi ñu ne yàcc ne yeesal déedéet jamais xeex bu mën a nekk la te jafewut maanaam dina jafewut ci ci soobu ci bu dee sax yegg ci résultat bi ñu war a yegg mën naa jël temps mais temps bu mu war a jël waxtu bu mu war a jël daf ko jar te damaa foog ne suñu mbokk yi nga xam ne ànd nañu xalaat ba def dañuy wax ñaari mbir ne ñoom la ñuy laaj gouvernement bi mu def ko bu njëkk bi su ma juumul mooy ñu arrêté agenda bi nga xam ne moom la ñuy dérouler ci turu Sénégal te agenda boobu li yum di dénoncé ci la agenda boobu sànq ñu ngi wax ne dañ ko doon nëbbu léegi yow ngay wax ne pourquoi ñu bëgg ñu feeñal ko bu fekkee dañuy nëbbu xam nga imam Bousiri dafay wax ne wa min shiddati dhuhuri xafaa'u mu ne kaaw teef nekk na ci taruk feeñ ak nëbbu lu feeñ ba mu ëpp rek nëbbu loolu yonentu mu ngi koy wax bi yonentu sallallahu alayhi wasallam di nëbbatu bañ fekk ko ci xuntu moom Seydina Aboubacar li ma bëgg a wax foofu mooy ñoom dañ daan nëbbatu mais yegg romb nañu paasu nëbbatu léegi yow bi nga xamee ne lii am na tey yaa ngi koy wax man maa ngi koy wax ñëpp ñu ngi koy xool au moins dañ am benn pourcentage bu nangu ne lii nii lu ñu war a xoolaat la au moins ñoom pourcentage boobu lu mu minime xeebuñu ko léegi nag li sëriñ bi wax ne ñun nañu fexe ba def pression te mën naa nekk te pression bi mi ngi njëkkee ci éveillé gi ñuy éveillé conscience yi bu fekkee ne lu député Mamadou Diallo wax ne bi mu nekkee assemblée ñu indil leen pour ñu war a voter xool na li ñu leen indil mu gis ne lii de dëppoowut ak mbaax dëppoowut ak diine mu signalé ko El Hadj Malick yu mi ngi ci école bi ñu indi lu mel noonu ci école bi mu signalé ko dégg nga yow yaa ngi ci sa fii nii mënoon nga def beneen émission yaa ngi dégg yéen waa Walfadjri ngeen choisir def ko te fekk naa leen bi nga xamee ne ñu ngi def lii ngeen ñëw bokk ci télévision yi nga xam dañ ko def direct pourtant am na ñu ko defut donc foog naa ne ku nekk rek na nga am benn responsabilité individuelle boo xam ne nii war nga koo jëfandikoo pour lii mais responsabilité individuelle yi buñ ko boolewut du dem yadullahi ma al jamaati la yonentu wax yàlla loxoom mi ngi ànd ak mbooloo maanaam ñu am responsabilité collectif bi nga xam ne am nañ ko ëpp naa xeeb ndax boo demee ba mbir dëkk bi dama dégg Alaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu wax benn wax bu mat bu am solo mu ne man de Sénégal jaaxal na ma dëkk boo xam ne lu matut fukki nit suñ dajee woon rek ñëpp nekk benn te mu mel ni mën na bëgg naa te loolu mooy lu matul fukki xalif généraux bu ñu dajee ci dara c'est intelligent de dire ça léegi nag tey jii nii suñu kilifa yooyu tey ni ñu pas bu njëkk bii ñu def ba gouvernement gis seen taxawaay foog naa ne ñoom nañ ñi gën a continuer di liggéey ak ñoom ngir ne li ñu bëgg ndax tamit lépp lu ñu leen di teg te xëy na ni ko ànd sàmb ji koy defee bis buñ ko defoo toon ci
arrêter agenda boobu exiger ñu revoir le contenu des enseignements bu ci xale fi impliqué day am dafay am parce que foog naa ne lii loolu yëpp defe naa ne mi ngi ci programme bi arrêté agenda bi mooy lan arrêté ko ci jàngale bi arrêté ko it ONU nga xam ne nga baal ma ñu ngi ñuy bi ñuy waxee ne ñun nañ def lii ñu bañ fukki kii ak ñeent yooyu pour ñu imposer ñu ko ñu ngi ñuy jaaree ci côté ay sanctions ci ay sanctions économiques ñu ngi jaaree ci wàllu suñuy projet Biden bi mu yéegee discours bi mu njëkk a def ak executive order bi mu njëkk a signé pour góor jigéen ñi la ba pare wax ne bépp réew boo xam ne taxaw nga pour bañ a sàmm seen i àq dinañ la sanctionné. est-ce que yaakaar nga ni Sénégal suñu société bi la population générale pare nañ pare goo xam ne tey quels que soient les projets yu fi Biden promettre wala beneen président wala même les organisations internationales jar ñeme nañoo sacrifier wala pare nañu pour sacrifier gedd loolu xam naa ne ngir garder suñu liberté wu criminalité foog naa ne romb nañu sax foofu waaye nag ndax mët nañu mat gu toll ni ñu xàmmee ne liñ ne moom la ñuy xeex ñu ngi koy xeex ndax tey jii sëñ Moustapha seetal ni ñuy soloo tey néew na nga gis jeune boo xam ne dina sol yére te fekk yére ba seerewut ba nga xam ne awram yëpp daanaka mi ngi ci biti mu ngi léegi nag loolu nga xam ne ni ci turu aar ci turu mode lobby góor jigéen yi imposé nañ ko ba fi mu nekk ni góor ñi bu ñuy sol dootoo xam lan la ñuy niro léegi nag ñun le fait que ñu xam loolu nen na ko gouvernement arrêté warul yem rek ci wax ji warul yem rek ci manifestation mais dafa war a yem ci ay liggéey échanger ak ñoom dégg nga mu am tamit suivi bu nga xamee ne tamit loolu am na ba pare loolu mooy premier bi deuxième bi ñu criminaliser ko parce que homosexualité ak lu ñu la mën a wax délit la pour le moment fii au Sénégal kenn dépénaliser wut ko ak nag bépp tactique bu ñu wax ne ñoo ngi ko def ci constitution ba léegi constitution bi rien ne prouve que dindi légaliser nañ ko donc moom ba léegi c'est pénal lu kii la nañ ko nag fexe ba suñu député yi nga xam ne ñu ëpp ci ñoom ñu gëm yàlla lañu d'accord dégg nga ñun tamit suñu société yi nga xam ne ñooy fal di folli ñu xam ñi ñuy fal xam ñu ñuy folli te tamit ñu taxaw alors Adama si concept yooyu nga xam ne ñëw na ci lu bari bari fa mu jóge ba léegi concept yi xam nga kenn du ñëw ne dañuy jàngal xale yi ñu accepter homosexualité mais dafa am luñ koy mbuub buñ koy solal concept yooyu jàngalekat yi ñoom kii baax na ñu xam ko mais baax na également Adama ñiy seetaan xam ko bu baax a baax waaw déjà dañuy féliciter askan wi bu baax ndax seen pression moo tax ñu sanctionné waa ji maanaam ñoom doon nañu am ndam bu fekkoon dafa balu ñu baal ko rek mu continuer fa mu jànge waaye population bi dañu appelé woon à manifester ce vendredi donc gis nañ ni population bi gobewuñu lool dañ leen koy bëgg a avaler loo mais ñoom dofuñu donc ci la ñu ni dañuy manifester ba ñu xamee ni yëf yi narul sedd ci la ñu ko dégommer ci lañ ko sanctionné kon ndam am na fa te nañuy def noonu donc ci wàllu concept bi aussi lii avantage la bu rëy parce que ñu ngi am nañ avancé bu rëy ci société bi fi mu toll nii ba ci débat bii rek wane na ni am nañu avancé bu rëy ndax avancé bu rëy bi mooy conscientisation bi léegi dafa jàll carrément ba mu jàllee depuis nag 2015 la commencé maanaam mariage wu ca Kaolack ñooñu doon marié ci la collectif non à l'homosexualité créé wu ba mu créé wu ñu def fi manifestation bu violente ñu interdire ko ñu kii fa ba man mi téye nañ ma faak ñoom Abdou Karim Gueye xum xaar ak yooyu ñoom sëñ Babacar boobu ñëpp a ngi ci woon donc ci la ñu commencé góor jigéen yu bëri daw di génn dëkk bi de góor jigéen ñu bëree bëri exilé wu nañ ñun ba ñu ne xale dañuy fàttali ko ca xew yi da ngay gis góor jigéen di yaataayu mbéeg di ko organiser sax ñun ñëpp gis nañ ko waaye tey ji mënatul ne donc ndam am na fi mu nekk nii nañ gëm ni am nañ ndam mais dañoo bëgg achever ndam bi maanaam ñàkk ko li tax tey syndicalistes yi dugg enseignants yi yëpp dugg mooy nañ indi xalaat bi xam-xam bi bi ñuy ñàggee définitivement loolu moo waral tey ñu ni dañuy dem criminaliser ko ba ci article 18 bi nga xam ni moom moo code de la presse bi kooku Macky Sall moo ko dugal assemblée rek promulgué ko ñu ratifié ko ñu ni bu ñu tuddati mbirum góor jigéen maanaam émission bii ñuy def ni nañ bu ñu ko defati loolu ñu ngi ko def 2021 bii la ko Macky Sall mais est-ce que xam nga si lobby LGBT am na ñu ci bind sax di wax ne Walfadjri ak RDV je pense respecté wuñ loi bi parce que dañuy invité ay homophobes ñuy parce que dañu war a respecté loi bi mais attention li ñu waneen nag éveil de conscience am na mooy démb sa ay naataangoo
ñoom Mamadou Ibra Kane bi nga xam ni syndicat bi muy jiite ak ñoo ñëpp ñoom Mansour Diop ne nañ ñoom dañuy def sax marche pour article 18 boobu élément boobu na ci génn parce que ñoom dinañ tudd tey góor jigéen nañ ko tudd ëllëg te seeti nañuy benn constitutionnaliste nee na boo xottee orma article boobu benn dara du la ci fekk parce que dafa anticonstitutionnel ndax sunu constitution sexe la bind waaye bind orientation sexuelle kon ñun ñi ciy waxtaan ni kenn mënuñ dara fekk dara mënul leen ko kuñ ci indi problème it boo demee ñoom au contraire boobaa attaqué au niveau de la cour constitutionnelle conseil constitutionnel dañuy annuler article boobu parce que dafa anticonstitutionnel mais pour te dire ci wàllu théorie boobu toujours ñoom par exemple pape bi Pape Benoît XVI bokk na sax ci xaj na pression yi ñu ko def ak yeneen ba tax mu tëb démissionné mooy da daan wax j'appelle tous les chrétiens à rejeter cette philosophie de théorie du genre am na ñu jàpp ne le Pape Benoît XVI ñu ne c'est le défenseur des valeurs voilà waaw mu ni théorie bi ça ne fait que légitimer le mariage homosexuel l'homoparentalité et ak la procréation médicalement assistée te pourtant procréation médicalement assistée ñu ngi koy dégg fii ci Sénégal yàggul ñu ni président da koy def dalal jàmm xam nga ñun yooyu yëpp dañ ko war a càmbar xam lan mooy procréation médicalement assistée ba pape bi di ko dénoncer Macky Sall di ko installé mais Adamo est-ce que c'est pas parce que pendant très longtemps Éric dina jëw léegi pendant très longtemps ñun dañu seetaan fal nit ay nit seetaan leen ñuy doxal suñu réew mi ñun jéemuñu surveiller li ñuy jël ci décision lu waaye ñuy voté gi demee noonu waaw mais alhamdulilah quand même éveil de conscience bi c'est pas trop tard parce que tey mu ngi doon tard bu doon yow yaa ngi wàññ ñetti borom ñaari tur sa biir kër man ma wàññi ci ñaar yow nga mais alhamdulilah ñun ñëpp ku ci ne lu ñu la mënti wax dañ lay gëmloo c'est-à-dire il faut beaucoup de tapage day am juróom ju daje fii di takkate ñu médiatiser ko ba nga ni phénomène bi moom léegi dépp jéggi na day alors xale yi baax moo ëpp junni yoon maanaam fi mu ne ci position ndam la ñu am mais moo tax ñoom ñu passé à la vitesse supérieure tey jii par exemple ñun dañu nekk en avance sur eux maanaam tey jii ñoom ñu ngi jëm par exemple ci ni dañuy casse filiation patrilinéaire mooy li mu wax maanaam ñu jox sa sant nga war a jox sa sant pourquoi muy jógee ci góor dégg nga wala sa jabar pourquoi sa soxna di jël sa sant waaye bu njëkk bi moom diine la bu ñaareel bi waaw léegi maanaam sant pourquoi sa sant di jógee jabar di porter sa sant yooyu ñoom ñu ngi koy porter combat bu alors que l'islam moom da koo tere woon dafa ni sa santu bàyyi bul ko bàyyi maanaam loolu réglé na mais da ngay ñëwaat gis ni réglé na ñun dañ nekk en avance ci ñoom moo tax ñoom mënuñ ñoo jommal da ngay gis soxna Aïcha te sunu yenent bi naan genn wàllu seen xam-xam yi jële leen ko ci soxna si soxna Khadija Moustapha Tougui islamologue boobu ni na c'est la première PDGR bu histoire retenir di gérer entreprise dégg nga léegi mais ñoom seen objectif maanaam lii ay moyen la maanaam ay ngóor jigéen ay lii yëpp ay moyen la mais seen objectif mooy c'est la perversion la faute de l'ordre la fin de l'ordre moral maanaam na njaaloo ak Iblis gagné terrain bi comment mooy tey da ngay seet par exemple en France dañuy fexe comme ñun sax ñu ngi koy def fii dugg ci organisme yi tey da ngay gis doo gis mukk organisme de financement des hommes financement des femmes parce que pour ñoom femmes yëpp nañ génn dégg nga léegi bañ ko defee yooyu yëpp dañ ko doon def France mais bañ ko defee tey résultat bi mooy ñu ngi ci 8 millions de femmes célibataires yu toll ci war a kii France rek war a am jëkkër te mënuñoo am jëkkër 8 millions góor yi takkatuñu mais ñoom dérangé wu leen parce que ñoom seen objectif atteindre nañ ko mooy góor yi bu ñu liggéeyatul te jigéen ñooy liggéey góor yi dootuñu takk njaalo dina tasaaroo 8 millions de femmes célibataires yi tamit même chose njaalo dina tasaaroo wala góor jigéen sax gis nga góor jigéen foofu mu ngi fay tasaaroo parce que 8 millions de femmes yi amul ko leen takk ñoom seen finalité foofu la jëm yi ñuy def yëpp c'est parce que ñoom ay moyens la rek mais finalité bi foofu lañ jëm malheureusement waxtu bi moo ñu tënk lool am di mi ngi ma wax ni jeexal taak mais il faut ma def nii ci Eli jeexal ko ak El Hadji Malick ak am leeral ñu war a àndil alors enseignement continu ñu bari nee nañ agenda bi tudd na ko sànq ci continue suñu enseignement yi la nar a jaar nan lañ mën a def tey pour ñàkk enseignement boobu pour éviter ñu jàngal suñu xale yi loo xam ne seeni waajur bëgguñu ko ci ñoom. c'est-à-dire que nous ne faisons que des vœux pieux. dañuy ñaan ak di wax rek ak di junj. je crois que ni fi mu nekk c'est l'autorité. le président de la République. le chef magistrat suprême. qui a le pouvoir de dire que ni fi nekk njàngale bi lii laa bëgg mu doon. mais pour la première fois ñu teg une telle pression sur l'autorité ah. enfin xam nga souvent dañu daan wax la pression des politiques ñu ngi manifester mais là c'est la société. parce que benn affaire dafa am moo di
Et moi, je suis optimiste par rapport à ce combat-là. Xam nga pourquoi? Parce que nous avons une opinion publique très très forte et qui a pris conscience que ni fi nekk am na doole. C'est important. Léegi nag problème moo di moi j'ai l'impression en écoutant les uns et les autres que ni fi nekk non seulement il y a un sentiment de frustration parce que lii mënoon na dem 5 heures de temps du jeex. Mais ensuite parce que c'est une émission 2 jours laa bëgg. c'est une c'est une question cruciale et c'est une question fondamentale parce que c'est l'avenir non pas seulement des enfants de ce pays mais l'avenir du Sénégal. Oui. Oh non je considère que ni fi nekk dafa mel na tey jii ni ma koy xaymaa dama nekk université benn professeur joxe cours travaux pratiques wala TD. moo di fi mu nekk rendez-vous la suñu borom jox. ni mu nu ko joxoon Covid par rapport à l'environnement qu'on a gâché et par rapport ak suñu bopp suñu jikko yu ñu yàq. moo indi musiba yi fi amoon. mais mieux encore dafa joxwaat rendez-vous par rapport à effectivement moom ni mu créé organigramme am nature am ñu war ko yàqal góor dootul xam ndax góor la jigéen dootul xam ndax jigéen la ku nekk lu la neex nga ne. je considère que ni fi mu nekk tey jii il est de la responsabilité et loolu laa bëggoon ñu génne ko ci plateau. c'est-à-dire que sénégalais bu nekk. 16 millions de sénégalais xam ni ñoom ñëpp ku ci nekk. tu es à la limite un membre du livre. am na diine boo bokk. et diine bi nga bokk effectivement dafay tere lii nga nekk ci défenseur boo xam ne ardent. moo di fi mu nekk il faut même pas maye quartier ak di complaisance parce que fi mu nekk complaisance moo ci amul. D'accord. Alors, où on est un homme ou on est une femme on ne peut pas être une personne intermédiaire. ni les deux à la fois. au nom nag de ñi fi tëdd ak ñi fi ñaan. je considère que ni fi mu nekk nous partageons entre ëttu Sëñ Touba ëttu Maodo Malick Sy ëttu Cheikh al Islam et cetera ëttu bu nekk. ñu considérer que ni fi mu nekk c'est un cours qui commence à partir d'aujourd'hui pour que xale yi dellu siwaat seen bopp mais ñu saxal seen xol que seen xel seen xalaat que ni fi mu nekk il n'est pas question que ça prospère. loolu bu amee il est sûr et certain que l'État va faire des reculs nécessaires et savoir que ni quelque part aussi lobby yi du ñoom ñoo yore avenir u àddina. Très bien alors El Hadj Malick Youm contexte boobu. ci la ñuy waxee ci enseignement recrutement wu 5000 enseignants. réaménagement qualité des examens. su ma dee dégg loolu dégg li ngeen wax fii yëpp dama naan c'est-à-dire que le ministère peut-être est en train de raboter là où il faut donner de grands coups c'est-à-dire qu'on laisse tomber les vrais problèmes di wax ci ay recrutement wu 5000 enseignants ay réaménagement des examens alors que le problème d'éducation est plus profond que ça. Très voilà rapidement. gis nga foofu Moustapha li may njëkk a préciser mooy ñun ñëpp suñu xel mën na dal damay dalal xel yi. xam nga lu tax gis nga tey boo demee nga xool la loi 91-22 du 16 février 1991 amul fenn fu ñu si bind ne lire dans 5 dispositions yi ñoom loi bi dafa wax ne dañu war a jàngal ay góor ak jigéen ñi war a yor cëslaayu réew fan lañ fa bind omo amul kon problème bi du texte yi de il faut ñu xam ñun lan mooy suñu problème loi boobu dafa leer li mu dëxëñ ci biir leer na moo tax may réorienté ma ne ñun li ñu war a bañ tey du loolu de loi boobu leer na baax na li ñu war a bañ ñun mooy dañu war a rejeter tey les programmes que l'UNESCO nous propose parce que bokk ñoo ak ñoom aada ak cosaan loolu mooy position bi te programme yooyu nag du neex a rejeter parce que ñoom dañu ne mag boo gisee muy naan lu tàng suukar saa tax ñoom du ñu tëb jox la programme bi de dañ lay jox programme bi ak ay milliards de dollars mais ñun li ñu war a xeex mooy nañu rejeter programme yi buñ ko nangu tey buñ ko nangu. même bu milliards yi ñëwul garaaw. buñ ko nangu parce que xaalis boobu soxlawuñ ko. xaalis boobu soxlawuñ ko. d'accord sànq imam dafa wax benn exemple. damay gaaw imam dafa wax benn exemple. mu ne am na jeunes yoo xam buñ demee étranger dañuy nangu doon góor jigéen pour am këyit. mais tamit damay révéler leen fii am na ñu nga xam ne nii ñoom ay jeunes lañ bu ñu faire face au problème de l'emploi dañuy dem doon góor jigéen xam ngeen lu ko war ñun dans notre communication dañuy juum. dañuy dem di nangu que nit ñi di wax dañuy wax côté positif donc de affaire góor jigéen boo ko nekkee da ngay am xaalis yaa ngi dégg ay erreur la kenn waru ko wax loolu dañu war plutôt montrer le côté négatif pour bañ a très bien sinon dañuy tenter aux jeunes yi y a pas un côté positif alors kon noonu la ci communication bi nañ ko améliorer leneen li mooy tey boo xoolee ministère éducation doxalin bi ñuy doxal dafa bëri ay erreur njuumte yooyu yëpp mooy parce que amul démarche participative maanaam tey syndicats yi tooguñu wax ak ñoom boo gisee erreur bi ñu njëkk mooy examen yi effectivement dafa am erreur de planification ñu mujj jël date bi yóbbuwaat ko ci ginnaaw alors ñu jëlaat lu jëm ci wàllu recrutement
tey dañu ne nguur gi nee na day recruter 5000 enseignants. ñoom nee nañ dañuy def recrutement wu 5000 yooyu par voie de test. ñun ñu ne leen d'accorduñ parce que loi 61-33 dafa wax ne recrutement bi par voie de concours la kon ñu jàpp ne tey laaj na ñun tamit ñu gindi suñu ay bët ñu xool bu baax parce que recrutement boobu déjà mu ngi saf li ñuy wax les recrutements basés sur les quotas sécuritaires yi fi amoon dans les années 90 nga xam ne dañu dem recruter clientèle politique te loolu tey duñ ko nangu. alors Imam Sakho lan ngay wax sénégalais bi toog di ñu seetaan bëggul góor jigéen bëgg koo nekk bëggul xam ko nekk mais li ànd sàmm ji koy xeex ak yëpp moom dafa mel ne considé enfin bokk kiiwul nu ñu koy waxee sax impliqué wu dafa toog rek seetaan bëgg ko il sait que baaxul mais pour moom xeex bi nit ñeneen ñoo ko war a xeexal kooku ban danger moo koy gëte dama koy wax li yàlla wax te li yàlla wax mën nañu diinde ñun ñëpp nañ jàng suratul araf yàlla daf ñuy wax ñetti groupe ci asxaabu sabt daf leen tere rëbb wala daf leen tere napp samedi am ñoo xam ne dañu jàggati tere yàlla id yaaduuna fi sabt ñi am groupe boo xam ne nag ñu ngi leen di tere am ñeneen ne leen yéen luy seen yoon ci ñii ku dee ak sa bàmmeel wa id qaalat ummatum minhum lima taiduuna qawman illahu muhlikahum aw muadibahum adaban shadidan qaalu maadiratun ila rabbikum wa laallahum yattaqun yàlla nag ne fa lamma nasu ma dukiru bihi ba ñu nanguwul bàyyi xel ci lañ leen di fàttali anjayna alladina yanhawna ani suu ba mbugal mi ñëwee ña doon tere rek la musal wax nañ ne yonent yàlla wax nañ Seydina Jibril alayhi salaam yàlla daf koy yebal ne ko demal alagal ma dëkk sàngam ndax xeetu mooy gu nekk ñu ngi ma ko fay def xeetu nangam bu ne mu ne ko dëkk boobu de am na fa benn waay ju baax yoo xam ne jaamu yàlla matin soir la nekkee ñu ne sama borom ne ko njëkkee ko njëkk ko alak mu ne ko moom yoonam newu ci di mosul def dara mu ne ko waaye mosul la yëgati làmmiñam tere loolu xam nga xayriya bi ñuy wax ci xeet yu yëpp lan dafa am condition wal takum minkum ummatun yad'una ila al xayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar yàlla mu ne na am mbooloo ci ñeen ñoo xam ne seen yitte rek mooy digle mbaax ak tere mbon mu ne tamit kuntum xayra ummatin yéenay xeet wi gën ci xeet yi uxrijat linnaas wuñ génnee ñeel nit ñi waaye lenn mooy condition bi ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di digle mbaax te ne ci wa tanhawna 'anil munkar da ngeen di tere mbon te ba ko kon nag ku nekk ci ñun na jàpp ne li ñuy wax moom la concerné xam nga tey ñun ñiy toog fii yëpp mën nañoo wax ne mucc nañ ci mais suñu doom yi kenn xam mais suñu dëkkandoo yi mooy suñu jarbaat yi mais ëllëg te it égoïsme mooy nga xalaat sa bopp rek bàyyi ñu ci des jërëjëf Imam Mouhamed Sakho bi moom jaroon na dagg bi New York ñëw c'est très bien vraiment émission bi jeex na ko maa lay gërëm bu baax a baax wax dëgg yàlla kontaan di la dalal ci Diine ak Jamono di gërëm Aide Charles Moreau ñu lay wax ne kañ gëj nga Diine ak Jamono ñu leen doo fi gëj Adama jërë nga jëf di gërëm baax El Hadji Malick Diouf secrétaire général adjoint bu SAEPS di gërëm toute l'équipe technique Serigne Saliou Bey moo newoon ci caméra bi ak Mami Kanté ak Balde am di Sidibé moo ñu doon gunge au niveau de la régie ñu ngi gërëm baax Ousseynou Sall ak Oustaz Assane Diouf mi coordonné émission bile ay bis bu nekk bañ mën leen ko présenté ci année bi mbokk ji gën mbokk jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak Diine ak Jamono ñu joxante dig daje alxames ak jàmm su neexee yàlla. jërëjëf.